mbokku téléspectateur yu TFM ñu amati mbégte ñu dellu siwaat ci waxtaan ñu dellu siwaat ci lu war a dundal làmb ñu dellu siwaat ci l'œil du tigre mbokk yi ñu am mbégte lool ñu sant yàlla nag dolli ci li ñu ko santoon ñu santaat ko ndaxte am na loo xam ne bu ko sunu borom mayee ab jaam daf ko war di sant ndaxte dañ leen joxoon rendez-vous ni leen à mardi jot ñu dellu si buñ fi taxawee nag ki nga xam ne moo nu may loolu lépp mooy sunu borom nan ko sant gërëm ko te ñaanal réew mi ñi niy seetaan ak ñi nekk bitim réew fu ci nit ne rek ne ci jàmm loolu lan leen di ñaanal di ko ñaanal doomu Sénégal yëpp balaa ñoo dem fenn ñu félicité sunu lion yi ñu ñaanal leen fa nu ne ñu dem ba gàddu ndam la li koy mayee lii rek la doon benn rek moo koy mayee yàlla na ko yàlla def ñun ñëpp ñu doon benn et ba tax ñu war a mën a am ndam mbokk yi ñu dellu siwaat ci l'œil du tigre di gërëm nag ki ñu fi invité woon mardi bi passé mu di Balla Gaye numéro 2 mu def émission boo xamante ni vraiment émission haut niveau waaye loolu lépp li ko waral bokk na ci experts yi nga xamante ni moom la ñuy toogal Alaaji Papa Dieng nga xamante ni lu ñu wax ci làmb am na ci loo xamante ne ni moom moo nu ko mën a yeggee bu nu waxee làmb yaakaar naa ni am na ci solo su rëy ak kan ñu ne le tigre de Fass le tigre de Fass di Moustapha Gueye palmarès am rek war na tax bu nu ne émission jot na Moustapha ngi ci ñu war a toog mën koo déglu ndaxte xeeti jël bu ne indi na ko ci làmb ñuy gërëm nag ki nga xamante ne nii moo coordonné li lépp nag di Mbaye Fall di ndaanaan bu mag ci wàllu xel xalaat xool naka la ñuy def ba war a mën a bégal téléspectateur yëpp nag waa TFM yëpp nag ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm ndaxte bin fi tàmbalee émission bi ak léegi vraiment liñ ci gis rek moo di yokkute moo di jàmm moo di ay nit ñu ànd ay nit ñu doon benn bëggante di ànd di liggéey te booloo bu amee rek juboo am rek lépp lu nu sumb rek mën nañ ci am ndam tey jii nag mbokk yi dañoo dugg waxoon naa leen ko dañuy dem Bawol ndaxte xam ngeen làmb bu njëkk ba dañ naan écurie séeréer écurie njàmbur écurie Bawol écurie Fass écurie Caaroy ci lébu yi noonu la woon làmb te bu njëkkoon làmb bu nawet musaana jeex nawet bi neex ñu bay mu neex surga yi ñooy bëre ci seen biir ku gagné et les grands producteurs daal di leen neexal maa ngi jàng bërki démb ci professeur Bachir Diagne mu ne bu dee bëri dóor tubaab ba ko fi indi ci xalaatam bu mu wax mu ne tubaab ba dafa dem ak ni mu nekk woon kilifa bëggoon na ay noir yooyu xeex ci seen biir comme que bëre simple la mu ne léegi nag maintenant bëre simple dafa kii da ngeen di def bëri dóor kooku El Bachir Diagne moo ko professeur bu mag la nag am na ñeneen ñu interprété neneen ni bëri dóor noonu la fii duggee waaye boobu mu wax xel mën na koo nangu waaw ndax ku fàttaliku démb ak la amoon war naa mën a nekk moo tax ñu koy gërëm bu baax ndaxte xelam kooku ku nu war di jël ci xelam la lu bari mbokk yi tey ñu ñëw Bawol wax naa leen ko am na lu toll ci juróomi écurie xale yi Bawol yi ku dugg Ndakaaru wala la majorité ña nga ca géeju Sumbujun ña nga ca géej ga ña nga ca terrain ba ñu ngi ànd loolu lépp kan moo leen influencé ba loolu yëpp mën a am lan moo tax léegi xale yi Bawol yi ci loolu la ñu bëgg a jàngat boo dee xool mbër yi ne ci réew mi xale Bawol yi daanaka ci ñoo ci ëpp écurie yi bari na ci fàllu woowu waaye écurie yi li ñuy bari benn lañu tey jii ñu ne Bawol sans frontière moo waral ñu waxtaan ak Bada John waxtaan ak moom mu xamal nu ne li mu bëgg mooy indi Bawol yëpp ñu ñëw ñu toog ñu waxtaan ci écurie waxtaan ci làmb indi nag ki nga xam ne actuellement mooy porte drapeau bi kooku mooy kan kooku mooy Tapha Tine la ñu bëgg waxtaan ak Bada et ñu joxe ci sunu xalaat wone ay combat ni l'œil du tigre doon mel ñu ñëwaat ci ba ñëpp bég xol yi sedd mbokk yi moo tax duñ def dara danoo am nag ñoo xam ne ñoo ñuy accompagner ñoom sax laa waroon a bàyyi ñu ubbi balaa ñoo wax ndaxte ñooñu ñooy bëj géwalee làmb ji njabootu Pape Seck kon ñu bàyyi leen ñu am nun def ñu doog a dellu siwaat
li ñuy def mooy ñu xool tuusu Tapha Tine ñu dellusiwaat ñu leen di fàttali ni et Mbaye Diouf mi ngi fi waaye le grand Zallo mi ngi fi toog te carrière am yaakaar naa ne ci làmb bare na lu mu def bu ñuy wax ko influencé xale yi bawal yi ba ñu ñëw dooni mbër Zallo am na ci 80% waaye ñu xool tuusu Tapha Tine te tey dinañ gis combat Zallo yi mu bëre combat bu rëy ci diggu carrière am daan jël bu rëy tey dinañ ko seetaan ñu xool tuusu Tapha Tine te dellu siwaat maaw loolu mooy dugg Moustapha Tine ci làmb Alaaji Papa Dieng làmb leen wax léegi cosaan la gox bu nekk ak na mu daan bëree soose yi nañu daan bëree séeréer yi nañu daan bëree ngemb yi sax day wuute tey ñu ñëw ci bawal influence bawal actuellement ci biir làmb ci bawal xam nga nag dañu nekk maanaam boor boo xam ne ci Sénégal ñu jàmbaare lañu di yëngatu tamit ci lu bari ci commerce beeg lu ne la ñu yëngatu yàgg tamit am ay mbër waane mbër yooyu daaw ñu ñëw Dakar di fi bëri ci àll ba rek lañu daan bëri ndax xam nga boobu làmb tamit exegul fii mais ci diggante bi ku ci mel ni Touba Ngom ràññee nañ ko daan bëri parce que bëri na ak Mbaye Guèye màggal bu amoon ñu bëri Mbàkke waaw bëri na nu Mbàkke je me rappelle mais ci biir loolu tamit di xale yi di góorgóorlu am benn xale boo xam ni dafa génn am lu rëy lu mu def ci làmb ji muy Zallo boobu nag mu ngi ci écurie bu mag bi temps yi écurie Fass nekkee écurie Fass am fa ay victoire yu éclatante may fàtte ko bëri mag Njëkk Diop bëri bu rëy ba ñu bëri ñoom ñaar Iba Mar Diop ak bëri ba na mu mujjee dinaa la ko may léegi ak bëri bi nga xam ne bëri na ko Balla Bèye ak ñoom Ibou Diop catégorie bi nga xam ne ñoo bokkoon jamono waaw mais mu fexe ba génn ci moom ba ñëw di bëri poids lourd yi waaw ndax bëri na ak Mame Njëmbaan bëri ak Mohamed Ali te xam nga mu am ci ay ndam yoo xam ne loolu mu ko dugal na Mohamed Ali bëri combat bu rëy mooy la mu la expliqué parce que moom dafa di ci bëri xam-xam wane ni doole am na ci solo mais pour taxawaay rek la ak résistance mais la si des ci bopp la nekk mu wane ko am fi ay ndam yu mag a mag donc Bawol comme li nga wax dëgg la ñoom Touba Ngom ak ñoom Njugatin ci animation bi ak Tapha Tine waajuram da daan bëre ak waajuru Tapha Tine xam nga Njugatin ci wàllu culture bi tamit dafa ci lu mag waaw ndax boo nee Falang ni maam góor gi da nga ciy boole Njugatin da nga ciy boole Njugatin ndax bakkukat bu mag a mag bu mag a mag bi xale yi ñëwee nag ñoom Touba Ngom demee ndax rarement lañ daan bëri si Dakar Zal ñoo jël relève bi mais ba mu jëlee relève bi tamit ci biir relève bi am beneen xale boo xam ni topp na ko muy Tapha Tine feeñ ci biir xale yi ba bëree grand combat ba bëree ak roi des arènes donc am na ay progrès yu mag yu ñu def yu mag a mag li ci war mooy encadrer leen jàppale leen
xam ni écurie bi taxaw na ba pare te kenn mënatu ko effacer ndax daal marqué na làmb ji. marqué na. dafaa ñëw tamit. ci catégorie ak Mbaye Diouf. ak bien sûr ak Mbaye Diouf. ma fàttaliku bëri mag Baye ma ñoon bëri ak Eumeu Sène bëri na ak Eumeu Sène bëri ñaari yoon combat yu neex. donc bon moo am fi ay ndam yu mag. même bu ñu deful carrière am nañu empreinte ci làmb ji. kon bon bu ñu encadré xale bu mel ni Tapha Tine defe naa ne bu ñu ko jàppalee Bawol dina dellu fa mu dellu woon. Bawol war na mën a dellu sax fan ko foogoon ndaxte waxuma la Tapha Tine mais boo dee xool xale yi nekk ci biir làmb ji keroog yaa ngi wane Wuli 2. jël bu rëy bi mu daan. yaa ngi nii di wane. Nokia. ci jël bi mu daan. kon ça veut dire que actuellement ni Bawol du rek affaire nekk commerce bi bokk nañu ci liy développer économie Sénégal. loolu moom c'est clair et net. Bawol yi marché boo dem ñoo fa nekk. dëgg la. foo dem lépp luy yokk économie Sénégal ñu ngi ci. ñooy naaru Sénégal. waaw ñooy naaru Sénégal jërëjëf ci baat boobu ñooy naaru Sénégal mais actuellement ci wàllu sport wàllu lamb dañ cee yokk lu bari Moustapha. bu doy waar Hadj Becaye ñu ngi profité pour nuyu Sénégal nuyu diaspora bi. bàyyiwuñu kenn ñi bëggee di safoo TFM tamit ñu ngeen di bàyyi xel bu baax a baax comme ni Becaye defee en temps matière rek lu baax a ñu tax a jóg dafa ñu tax a jóg. ak yokk mu jëm ci kaw col-col yi. bon Bawol boo ko dee expliqué man déjà sama ndey Bawol la. sama ndey mi ngi dëkk ci diggu Lambaay. Mbaye Ndiaye Thiargane ci sa maam. waaw mi ngi noonu exactement. boo waxee commerce aussi sama nijaay Moustapha Ndiaye Thiargane ma ci àjjana aussi ngay gis ne bokk na ci les premiers commerçants Bawol yi ñëw Dakar installé. donc man su ma mësaan am ndam. Sandaga laay dem. ak Lambaay. waaw la ma fay jëlee mooy ëpp bopp la ñu ma fay. ci fukki dërëm ñaar fukki dërëm téeméer 1000 francs ba ainsi de suite. nga jógee fa dem pàkku Lambaay ba nekkoon ca croisement Cambérène te léegi mu tuxu nekk buntu Pikine. yooyu yëpp ay Lambaay fi dëkk. donc man su Lambaay amul mbër day xaw a yéeme. da lay jaaxal ba pare nag ma gis na ossature bu extraordinaire parce que fii ñu fi gis ñëpp ñu doon ay xale ay talent lañu. war a bokk ci les champions. vraiment sont tellement nombreux c'est vrai que nag lii boo ko bëggee boole ci benn écurie dafay jafe. waaw. ndax c'est une vingtaine ou une trentaine de mbër yoo xamante ne. te danoo tànn rek ñu war a ñëw ñi ñëwuñu. waaye nag bi ñu jiitalee aussi ànd ak seen leader muy Tapha Tine ku nekk xam na ne wax moom dafay leer rek. Bawol yëpp boo tënkee mbëri ci nekk yëpp. Tapha Tine mooy seen leader. même bu fekkee am na 4-5 écuries. bien sûr. ñu am ñu nag seen ginnaaw muy Zallo nekk grand champion. def ay preuve am. topp ci ginnaaw Mbaye Diouf tamit def doon ay technicien donc ñii waruñu ñàkk dara. ku ci ñàkk dara rek sa bopp yaa dem berul sa bopp. mais am ngeen ay kilifa yoo xamante ne ay mbër lañu tolloog niveau Tafa Gueye ak Tyson ak Yékini ak ñëpp ñu leen mën a jox xam-xam bu ngeen bëree dem daante du ngeen sonn. Moustapha kontaan naa Bada John balaa maa wax ak Moustapha Tine yow laay waxal ndaxte lépp Bada mii la. moom laa woo waxtaan ak moom mu ne ma dinaa dajale Bawol gépp ñu ñëw ndaxte boo ma te ku goree ngi nii dama ko ne dama lay invité ak sa écurie mu ne ma déet Bawol kat danoo yaatu. noonu muy waxee xam nga ko. waaw moom damay ko sëkk. mos na maa jox dara may wax ma lekk nga avance de defal ma li ma bëgg. ma waxtaan ak moom mu ne ma non damay indi Bawol gépp laa indi écurie yi nekk Bawol yëpp ñu ñëw am na sax ñoo xam ne bokkuñu ci écurie Bawol comme booy Bawol. Olympique de Ngor la nekk. mais dafa ñëw. waaye Bawol la. dafa ñëw. loolu tam dafa rafet ba ma lay nuyu bu baax. waaw Becaye maa ngi lay fay. tey Bawol sans frontière la. waaw ginnaaw bi nu sant yàlla julli ci sangub sang bi rek sant sunu ñaari waajur. di sant sunu kilifa gi nga xamante ni xaj na fii tey bu fekkoon ni yolo malheureusement moom moo fi toog muy Daouda Sarr parce que sama mag la sama xarit la. te ci àdduna du ma jiite dara ci kanamam te joxul ma ndigal. dëgg la parce que ñun ay Bawol la ñu ci yar rek la ñuy feete ki mag ki jiitu topp si. di nuyu ñi nga xamante nii nag wax dëgg yàlla bu booyi accès fii. mën naa ne xaj na yéen li ngeen war a wax ngeen ko ci Zallo ak Mbaye Diouf loolu Sénégal yëpp xam nañu ko ñooñu moom. dootuma ci wax dara parce que ñëpp a ko xam waaye nag daa am ñoo xamante ne nii ñoo incarné lii ba mu toll fii. parce que muy Mbaye Ndewaan nii sama wet Bada Sung comme écrit Cheikh Mbaba Ndiak Sarr comme écrit Ngunjaan Ilimane Sarr comme école de lutte Bada Dione Fallou Ngom comme écrit Bawol. vraiment ñooñu dañu leen di delloo njukkal parce que it nag dañoo sacrifier seen adduna yëpp ci écrit mu jaral leen lu ne ñu ànd ak booy yi ñuy jog di daanu boo agsi fii mënumaa dawal benn kàddu te man santuma leen président écrit Bawol it Bawol mbooloo mu ngi fi muy Fallou Faye Cheikh Diouf mu ngi nii
doon koo xamante ne nii daanaka li ngeen di wax yëpp moom moo ko def. mooy président écrit Bawol bi nga xamante ne nii Bawol gi yëpp ci la ñu soqe ko depuis 92 la ñu ko ubbi. moom moo nekk président bi vraiment doon xale bu doon jàmbaar di liggéey nekk lu ne daal. kon wax dëgg yàlla affaire yi mu ngi nii parce que boo xoolee ay champion ngi fi ay ñoom Ngel Jon écrit Ngunjaan ay ñoom Yeksil ay ñoom Kewel wuli de xam nga ñoom ñëpp ñu ngi fi ak Boy Bawol doon nit ko wax dëgg yàlla mën da bañ a ñëw fii parce que am na fu mu yóbbu turu Bawol parce que Bawol lay woyoo am na ay yeneen mbër yoo xam ne ñu mel ni ay Forus ay Moussa Balagay xam nga ñooñu ñëpp ay bawol la nu yooyu ñun li ñu intéressé rek mooy koo xamante ni bu dikkee fii day taxawal drapeau bawol wuyoo bawol di wuyoo bawol rek di wuyoo bawol waaw Tapha Tine xam nga ñun nee nañu fu ne la fa ñuul moo fa di ñàgg parce que it nag wax dëgg yàlla kenn moo andi affaire yëpp man fekke naa cosaan ni Cheikh Mbaba ñun bu nu dikkee Dakar taxaw di xalaat sax waxi seg di dikk di wax ci làmb Cheikh Mbaba moo tax parce que Cheikh Mbaba ba ñu tolloo dëkk ba la ñu dégg muy bëre ña doon bëre yëpp foofa la ñu yem mais Cheikh Mbaba la ñu doon teg bët ci télé moo Jib Diouf Saaloo bi mu ñëwee fii dañu ko andi pour que mu ñëw ci Jib Diouf moom dong moo doon koo xamante nii dañu ko yëbbal mu ñëw pour bëre si waaye ñi fi nekk ñëpp ay apprenti leen fi andi woon ay ambila di supporter ba bokk ak bokk ci tefes gi xam nga comme ñu nit ñoo fi nekk man mi ma yàgg ci parce que boo xoolee man combat Tafa Gueye laa jëkk a seetaan ci làmb ci Sénégal waaw moom it wax dëgg yàlla ba ma dikkee moom laa njëkkoon di supporter ka Salloo parce que boobu Salloo dañoo nekkoon raay ba ñu dëkk réew maaw ñu dëkk Réfane Serigne Ndiaye teg lam ñu koy bëri ñun waa Bawol ñuy bëri ak ñoom waa réew maawo boobu maanaam dem nañu ba mu xaw na am kàllaa xay daan ñun ñëpp xam nga Bada dinañ dellu si waat léegi ci écurie bi ci Bawol ci lépp loo xamante ne nii bokk na ci li tax ngeen taxawal ko bëgg nañu ngeen wax nu ko ak it est-ce que am ngeen ay këyit est-ce que légal ngeen est-ce que organisé wu ngeen loolu yëpp dinañ ci ñëw léegi dañuy nuyu Tapha Tine bu baax balaa ñoo dem drapeau chef de l'État xamoon ngeen ni sa ay bés bi ñu mujj drapeau chef de l'État la woon vendredi samedi dimanche bu dee ci wàllu club yi yaakaar naa ne Thiès moo ko gagné ci région yi moo gagné Dakar 5-0 garaaw na waa Dakar jóg leen seen bopp loolu doy na war Tapha maa ngi lay nuyu jërëjëf Bécaye maa ngi nuyu waa Sénégal yëpp di nuyu njabootu lam yëpp maanaam di la nuyu Bécaye ak tonton Papa Dieng sama tonton Moustapha Gueye di nuyu waa TFM yëpp di nuyu mbokki Bawol yëpp nag waaw mbër yi supporters yi ak ñi nga xam ne ñoo gëm Bawol te di leen jàppale bu baax bu ñu amee ay bés ñoom xam nañu ba tax na dama ciy jiital ñi nga xam ne moo jiite tey suñu àndu tey bi muy Baye Fallou Faye Bada Dione Mbaye Ndewane Fallou Faye ak Ndiak Sarr Cheikh Diouf Ilimane Sarr ak sama nijaay Bada Sung ñooñ boo leen tuddee rek maanaam tudd nga ñuy jiite tudd nga Bawol maanaam ñi jiite équipe Bawol balaa nga tudd kër non balaa nga tudd kër alaaji parce que kii dafa dañuy avancé non mais kii lan moo tax mu année blanche Moustapha alaaji Papa Dieng kii lan moo ko war a année blanche loo alaaji Papa Dieng dafa nekk adversaire boo xam ne dafa difficile mbër la sax mais xeex bi la jiital booy bëreeg moom mu dóoru la dina xeex yow xeex bu métti te nag ku lépp doole sut la buy xeex ak yow pour nga am ci moom dara dafay jafe te mbër tamit buy jël day jël loo xam ne attan na ko mais boo jëlee lu diis doo ko attan loolu moo dal Yékini Junior bi muy bëri ak moom ndax différence de taille ak différence de poids dafa am ci làmb bëggoon nañ ko def sax mais bëri Balla Bèye ak Bombardier moo tax defuñu ko que CNG bi demoon na ba am problème puisque en sport ci yenn dëkk yi boo leen amee différence de 15 kilos doo leen bëri mais léegi je crois que CNG régularisé na loolu. mais pour les petits. mais grand combat yi. grand combat yi non. grand combat yi amul. non boo xam ne ba accéder dans la grande cour rek. waaw mën ngaa bëree combat yi. loolu c'est pas normal. c'est pas normal Moustapha Tapha Tine lan moo ko tax a année blanche pour yow lan la. affaire de poids la. xale yi dañ ko ragal wala promoteurs yi wala qu'est-ce qu'il y a. bon en fait booy xool
gars yi ñi wooye les VIP Tapha Tine tey jii kenn mënul wax ne bokkul ci groupe googu ci la bokk mais groupe boobu dañ ko considéré comme na ko bokkul ci ñoom waaw ba bu ñu wut combat dañuy lijjanti yu nooy bokk combat lamb nag affaire ngar mi la ak njàmbaar dëgg la te Tapha loolu lay wane ci lamb bien sûr des fois sax topp njàmbaar gaa xeex ya mooy tax muy perte ay combat am na benn combat boo xam ne dama ki jël siwaat nag gars yi déggee ko ne rek borom xam-xam ci lamb mooy wax Tapha Tine dafa perte combat ak Ama Baldé te waru ko woon perte te waru ko woon a perte waaw loolu da koy ci li koy yàqal la da koy xaw a blocage tuuti mais loolu san du dara parce que aussi Ama Baldé aussi mbër bu avancé la war a mun daan ñooñu donc bu ñëwee ne tenter le coup bëri intelligemment ce jour là li Tapha Tine waroon def loolu Ama Baldé def daan ko Tapha Tine moo tax bu mu dellu si waatee gis ngeen combat bi mu bëri ak digganteem ak ay Yékini Junior dafa bàyyi Yékini Junior combat bi muy def lu lépp mais ba mu àggee ci jàpp bëri daan dafa jàpp bëri daan donc ça veut dire que Tapha Tine man ma koy conseillé mu nëbb xeexam wala boog mu wàññi xeexam te indi bëri parce que gars yi dàqu ñu ko bëree ay jël yu rafet lay daan ay jël yu baax lay daan te xam na ndoxtu te dafa def mbapat Tapha Tine sax léegi lañ naan Tapha Tine day dóor mais Tapha Tine di naan petit combat am yëpp ay jël yu extraordinaire loolu daan bokk ci technicien yi waaye boo laqee bëri ba di dóor nag finalement say combat day mujj jafe dëgg la donc Tapha Tine bàyyil dóor mais simple est-ce que du Tapha Tine moo ko fi jëkk a commencé sax di simple avant ñuy wax guy gi simple Tapha Tine moo Tapha Tine day sëq sa gañu ceinture guddi la ba taxaw guddi la daan na ci ay def na ko Yékini Junior autant de combat def na ko Boy Sey ci kaw dóor ci suuf ñeneen moo tax Bécaye bëri tamit négociation la waaw ndax am na bëri yoo xam ni mën nga ko bëri ci xel daan ki ngay gaañ te doo ko gaañ mais bu fekkee da nga bëgg a bëri nit ëpp ko doole sut ko dóor ko escanté ba pare pour daan ko soo moytul boo léegi kenn du bëri ak yow Tapha Tine kon yow léegi lan moo tax année blanche bi loo ko indi waaw balaa xel day fatu maa ngi nuyu Sallou ak non ñi ñëpp xam ne nuyu Sallou ak Mbaye non bu leen tuddul garaawul non tey dañ ñëw pour benn message bu ñuy jàllale ci Bawol tey Bawol moo toog mënuñu ñàkk a wax ci ñoom balaa ñuy wax ci année blanche beeg xeex beeg bëri bi waaw année blanche bi nag xam nga du loo xam ne nii dama koy sagu booy xool lamb ji tey ren moo demee noonu xaw ma nañ lañ koy waxee du man dong bokkuma ci xaw ma waaw mais ñi ko def bëri na du Tapha Tine rek moo année blanche mais tey Tapha fi ne waaw tey Tapha la ñuy laaj lan moo tax nga année blanche li tax mu année blanche nag bëri na ay promoteurs yu ma contacté ñaar ba ñett ba ñeent yàlla def na ñuy juboo woon nañ ba ut lu ñu tànk xam nga juboo ci côté bu nekk mais xam nga lu walur am mënoo fexe ba mu am mais Tapha Tine dafa pare woon pour bëree ñi ma fi ma di contact ci booy yi xam nañ kan lañ joxoon sa combat coow li daal bëri woon na avant koor gi xam nga pour man doon digganteem ak Ama pour man normalement maa ngi ak Bombardier ok yooyu yëpp wax nañ ko fi waaw pour man normalement ci semaine bi li waa ji waxoon normalement ci fin de saison bi la waroon nekk mais xam nga dommage mënatul nekk mais est-ce que li ñaar ñii li ñu wax bokkul ci la la handicapé xeex bi jàpp nit ñi dóor leen ba ñu bëgg a dee ba kenn nanguwul a bëri yow non parce que bëri nga fi ay combat yow surtout sa combat ak Bombardier ok non ko xeex bi nga xeex dafa non ñaar ñi gën a difficile a manœuvre ci Sénégal waaw muy Elton waaw ak Bombardier ñaar ñooñu c'est-à-dire da ngay dóor ba suba ñu taxaw di résister ba keroog ñuy dee mu def ko ak ñoom pendant 45 mais Bombardier bi ñuy bëre ma te yow léewtoo woon nii rek nga doon def non Bombardier bi ñuy bëre ma moom tout le temps ñoo doon dem ardo yi faju ji pourtant loolu la ci nit pas yéen ñaar ñëpp non si dem naa 3 fois ardo na yaa ko gagné waaw mais xam nga li ko doon metti moom may metti xeex la woon Bombardier ku ko xam-xam ne combat moom day xeex looloo ci nekk dama ñëw ardo bi doon fomp dox yi nekkoon ci sa non loolu deret bi nekkoon ci sa loxo yi combat bu metti yàgg na fi am sa waay bi dóor na fi nit këlëb côté bu nekk xam nga dëgg la loolu moom taxul Tapha Tine def année blanche wala mu ñàkk combat quoi pour man du loolu lamb ji am problème instant yi loolu la lamb ji am problème loolu la quoi nañu fexe problème boobu ñu xool situation bi duñ koy lijjante bu ñëpp delluwaat si combat yi di bëri ñëpp di bëri dinañ ñëwaat xam ngeen ni l'œil du tigre lutte traditionnelle daf ci am solo wax nañ leen ko maasa fi waroon a nekk moom demoon na drapeau chef de l'État mais dem nañ fa am nañ fa luñ fa jëlee ñu xool bëre ya ak les lutteurs en activité lan fa def les anciens lutteurs ñoom it ak CNG bi liggéey bi nga xam ne moom la liggéey et puis Mbour vraiment succès la ñi dem Mbour yëpp gis nañu stade bi dafay fees làbb ji dafay neex bëre am na fa ñu xool ko te dellu siwaat maaw
Moussa Faye jàppante nañu ñoom ñaar tekk na ko waaye Moussa Faye jël na ko Moussa Faye war na ko ndomba Moussa Faye xaleb Thiès bi war na ko ndomba Moussa Faye jeex na Moussa Faye Ousmane Sarr ak Yirim Ndiaye waaw day jeex mais Thiès am na 2 Dakar am 0 ndeysaan Thiès am na 2 Dibakor Sagne ndeysaan day jeex waaw day jeex ndax Thiès day am 3 waaw jeex na am na 3 avertissement kon Thiès am na 3 Dakar am 0. Selembele jël na tànk bi bébé Selembele ay la mel ni jeex na Ababacar Ndour Abdoulaye Wilane Ndoye 120 kilos ndeysaan ñu ngi noonu ci diggi géew bi Ababacar Ndoye Abdoulaye Wilane Ndoye arbitre bi arrêté na liñ doon wut lii la Thiès bu ñu sonnee ci drapeau c'est drapeau ba egsi fii organisation bu toll nii war noo war a mën a génne fii drapeau bi dafa war a des fii ci raison bi quoi ak lu mën a xew lu nekk te ñetti yi ci des ñetti final yi ci des dañ koy assuré te man maa la wax lii. final individuel yi. final individuel day mat. Ndeysaan le président des lutteurs en activité ki nga xamante ni moom mooy Gris Bordeaux maam see xoolal ma nga noonu ca kanam ànd ak Bombardier doomu Mbuur bi Ndeysaan xoolal Balla Gaye numéro 2 le lion de Guédiawaye l'homme qui a terrassé Modou Lo Ndeysaan mi ngi noonu dégg nga Balla Gaye numéro 2 Ndeysaan xale baa ngi noonu doom la ci Double Less waaye attention Balla Gaye Balla bii numéro 2 Ndeysaan mi ngi noonu ànd ak Naaru Sokaas Ndeysaan Agogo seen rakk mi ngi noonu ci kaw Big Pato Ndeysaan mbaru police yi xool ko ca gannaaw laa ilaaha illallaah waaw Gris Bordeaux kii doonu Mbaye Gueye Gris Bordeaux ñëwal kooku mooy Reug Reug waaw Ndeysaan keroog mu ñëw ànd ak délégation bu mag ànd ak ay magam ànd ak ñi nga xamante ni Selembele ngi noonu ak Moussa Faye gis waaw ñëwal Ndeysaan xale yooyu ñoo jël final bi ci Thiès Ndeysaan nañu nekk benn parce que loo gis day jeex temps la ñun jeexal nañu ñoom dinañu jeexale ñeneen nekkul nañu fi jeexal kon nag na nga ko sóoraale ñoom ñu nekk benn nekk unité bés nag su jotee pour war a bëre nañ ko def li ñu ko war a defee. waaye aussi sant les initiateurs mooy kan ki jiitu ci mooy président CNG docteur Alioune Sarr maa ngi koy sant mais maa ngi koy félicité ci turu président de la république mi nga xam ne moom lañ tuddee drapeau bi. mais aussi di ko féliciter ci turu ministre des sports Matar Ba mi nga xam ne tey yàlla def na mu ngi nekk à l'étranger nekk ci li nga xam ne mooy Coupe d'Afrique bi ñu nekk. et di profiter occasion bi di wax Sénégal yi aussi ñu ñaanal ñu suñu gaynde yooyu ñuy jóge fa ak ndam lu rëy su loolu weesoo tey li ñu fi fekk satisfaction totale organisation bu réussie mais aussi et surtout li gën a am solo
mooy tey ci tey champion Sénégal yëpp ci wàllug lutte fekk nañ leen fi loolu lu muy wane mooy ko ne réew mi nit ñi dañ koo bokk te am na fu ñuy toll dañuy fàtte suñu bopp jël réew mi ak l'intérêt du pays ñu teg ko ci kanam. tey ku ñëw Mbour xam ni Mbour wane na boppam Mbour dëkku làmb la Bombardier fi mu cosaanoo Cheikh Mbaba cosaanoo fi ñoom assurance bagal la tey bu ñëwee defi drapeau général wàcc nañ. mbokk yi drapeau chef de l'état ngi noonu mu nekkoon Mbour Thiès ñoo gàddu ndam li ndam loo xamante ni lutte moo fay am bëree boo xamante ne ni mais li ma ciy seetlu mooy bëri yi ci région yi day am différence parce que man gisuma waa sud bi ñu am ci chance gisuma Tambacounda ñu am ci chance Kolda ndax beneen xeetu bëri la ñuy bëri débat la nag parce que bëri bi ñuy bëri boo dee xool waa Dakar Diourbel Thiès Mbour Kaolack ñooñu ñoo ci ëpp chance pour ñu mën ci am dara mais buñ dee xool ci mbëru joolaa yi pour ñu am ci chance dina jafe. effectivement effectivement dafa war a am maanaam bëre boo xam ni ñëpp lay avantage. ñëpp koy bokk. mais nag bëre tamit xam nga dafa am boor bu ci nekk ak bëreem mais li ëpp ci bëre bi tamit fii côté bii la. waaw ñoom dañu am seen façon mu bëre. d'ailleurs boo seetloo seen bëri bu ñu daan ñëw à l'époque ay ñoom. ñoom Fallaye. avant ñoom Fallaye. avant ñoom Fallaye waaw. ay ñoom Moussa Diatta. avant ñoom Fallaye. ak ñoom Double Less bi ñu ñëwee ak ñoom Fodé daawul bëre dóor. déedéet daaw ko bëre. mais parce que seen forme de lutte la. mais ñooñu dañoo ñëw Dakar adapté wu. dañoo adapté wu. adapté wu. seen poids ak seen taille leen ko may. moo leen ko may Fodé il faisait peut-être 150 kilos. loolu déficit boobu naka lañ ko mën a combler Moustapha. xam nga ni ko mën a combler Bécaye. dafa mel ni dafa am benn affaire bu ci xew boo xamante ne war nañ ko revoir maanaam làmbu Sénégal bu ñu nee bëre simple boo nee amul jàpp ngemb moitié Sénégal bokkatu ci. donc dañu war a bàyyi ñuy bëgg di jàpp ngemb. ñoom ñaar ñooy dépendoo sens égal léewtoo kenn jàppul ku jàpp nag ki bëgg jàpp dem jàppi ki bañ jàpp ko xañ ñu jàpp ko loolu sax benn feeling la indi ci bëre bi. mais bu ñu nee amul jàpp ngemb wala ñu ne 3 appuis chute la dafay xaw a xajamal parce que tamit il peut bien dire aussi que. Joola balaa bëre day jàpp moom. oui day jàpp ba pare. Saalum bi sax. boo duggee Kaffrine da ngay róof ñu doog a siffler. nga dem Ziguinchor Casamance róof ñu doog a siffler. Kolda dëkk yooyu yëpp mën nañ compter ñi ñëwoon Sénégal yëpp. lépp genn wàll gi dañuy jàpp doog a bëre. léegi bu ñëwee ba foofu nag du ñu jàpp di bëre. ci jàpp amul ça pose problème donc war nañ ko revoiraat pour ñëpp am chance égale. tournoi drapeau chef de l'État kat boo xoolee sud bi duñ ci mës a am chance doo dégg kenn ku dëkk Casamance baa ko yooyu ku ci am sax benn ndam. ay 3e 4e 5e parce que dañuy jàpp doog a bëre te loolu avantage wu leen. waaw ndax bëre bi nga xamante ni moom la ñuy bëre fii ci Dakar ñi ciy réussir Dakar yëpp dañoo ñëw Dakar. ñu adapté wu bokk ci mbapat yi di jàng ci bëre bi ba mën ko door ci mën a doon champion mais bu dee dañ ko nar a yemale ci façon mu bëre bi c'est vrai. waa sud bi dinañ ci xaw a am ay gàllankoor. mbokk yi ñu fàttali ñiy doog a dabe tey dañu invité Tapha Tine invité écurie Bawol yi pour waxtaan ak ñoom. mais dañ ciy ñëw léegi mais Moustapha laa bëgg mu jóg taxaw dafa am jël bu njëkk boo xamante ni dañuy ñëw ci jël bi nag combat bu njëkk bi nokk yàlla ak agogo foofu la ñuy jëkk a ñëw bu ñu ñëwee foofu après bu soobee yàlla ñu dellusiwaat toog waxtaanaat dinañ ñëw ci écurie du moment waxtaan ak waa Bawol ci ni ñu organiser wu ci naka la ñu fexe ba xale yëpp bëgg làmb kon Moustapha ginnaaw bu ma la nuyoo Nokia agogo combat la woon boo xamante ni combat bu am solo la Moustapha ma gis ci bëre pur xale yi bëre ma gis ci jël bu rëy moo tax ma ne il faut ñu dellu si waat ci jël bi. exactement Bécaye ñaari xale yi bëre bu gàtt lañu bëre
te ci biir bëre bi bari ay jàngat. waaw wundeelu nañ ci jàppante nañ ci def nañ ci yoo xamante ne da ngeen di bàyyi ngeen vivre ko. Nokia seen wàllu càmmuñ takk jaajëfal yu bari macha allah ngembo Lagos bi jiital tànku càmmuñam. Agogo féete seen wàllu ndeyjoor ngembo lu weex li gars yi ngeen xool li nga xamante ne moo nar a xew ci combat bi ci salaamaaleykum bi ginnaaw bi ñu leen présenté ñaari mbër yi ba pare salaamaaleykum ñu ne sirip xool leen combat bi contact am na. alors nga gis na fii kon mbër mi nga xamante ne mooy Agogo bi mu jàppanteeg Nokia gis ngeen Nokia sëqër loxo ndeyjooram ci wàllu càmmuñu kii nga xam ne mooy Agogo dëbb ko sol caxabal ko tànk bi dugg na ceinture bi baax na adversaire bi benn na complètement donc Nokia def na benn ndoxtu dëbb na ko sol caxabal na ko action la buy joxe victoire ndax da koy jox victoire am déet ba tey dañuy dem rek Mao Cissé mu lànk dellusiwaat off maintenant da ngeen war a comprendre ne kon Nokia def na benn action sëq adversaire bi dax ko caxabal adversaire bi résisté mu bàyyi ko demi encore deuxième ndoxtu mooy lan fii def na ko liñ naan paddum jàllawle boo gisee tànku Nokia bi fël na tànk bi nga xamante ne mooy tànku Agogo pare mu aw loos ba daal di koy genre penk donc di wëndeel ak moom lan moo ciy topp loolu moo jar wax xaaj bekaay waaw maa aussi c'est paddum jàllawle jar nga daloog moom fii nag gars yi paddum jàllawle nag Moustapha dama dul gis lu bari xale yi di ko def ci biir làmb en général nag prise boo xam ne saa boo ko defee waa gi daanu moom jàllawle wax ji dafa rëy padd ba pare jàllawle donc padd nga ko mu déséquilibré benn tànk bi lay taxawee benn tànk baa ngi ca jaww ja moom la daane Serigne Ndiaye soo ko jàllawloo rek dafay daal di dem moom tout seul Nokia sax mënoon na bañ a ànd ak ki nga xam ne mooy adversaire bi si c'était trop bien fait mais léegi li neex fi Bécaye Nokia mënoon na cee bañ a daanu sax ci kawam daf ko assuré ba c'est important parce que tam gis nañ ne Agogo mbër mu taxala nag ndax caxabal ba daf ci waroon daanu mais résisté na ba daanu ci mu bàyyi ko caxabalam mu ne tekk taxaw mu dem penk ko bëri bi nag dafa ñuy rappeler un peu Zallo ni mu daan bëree dama ko seetaan tey rek daal ne Zallo ñi ëpp Maam Njambaan ni la ko daane waaw Mohamed Ali nii la ko daane dàqala caxabal nga déséquilibré kar taxaw boo taxawee mu rocc rek penk la windal la Zal daa àndul ak ñoom de mais kon foofu penk boobu Zallo def paddum jàllale boobu bu ko defee du ànd ak ñoom ñooy dem daanu gi tout seul mais Zallo bi muy daan Mohamed Ali paddum jàllale la wala xattar bi la non xam nga ni ñu koy tuddee paddum jàllale boo xamante ne parce que boo xasee padd moom boo xasee di ko def sa tànk dal sa tibia dal sa oom dal yëpp rek jàllalo lay doon rek parce que tànk bi ngay padd mooy jóg bu jógee da ngay mel ni yow kese da ngay mel ni xob bu ndaw bu naaw da ngay dem ñekk si ay nekk suuf ndal kenn laal ak loo bari doole déséquilibre extraordinaire la ay déséquilibre la yoo xamante ne di ko gis sax souvent peut-être daal loolu taxam amoon ko jot na jaar tuuti ci lutte olympique bi c'est des déséquilibres la lutte olympique boo ko def da ngay mën a toll comme Zallo ni mu tolloon mu bontee 100 kilos sax bari na mais géant yi da doon daan ci ay déséquilibre te déséquilibre nag xam-xamu ñàngu bëre la bokkul ak jàppante puusante jaayante doole Zallo dana daan jàpp di la imposer doole boo commencé réagir ba mu sentir ne yaa ngi réagir ci kawam rek mu décalé bàyyi la dans le vide ça c'était important nga xool léegi Agogo loolu moo nekk fii xaaj Bécaye Mbaye Agogo ba léegi nangul daanu waaw ba léegi moom nangoogul daanu mi ngi nii samp cooncoom di lànk ne daanuwuma bañ a daanu dara xewagul fi mu ne nii exactement tànk yaa ngi ci kaw mais nag léegi nag lan la Nokia defaat encore pour gën a assurer Bécaye Papa Dieng li nga waxoon léegi assurer victoire am ñu bàyyi ngeen xool ko gars yi ma nga elang ñol gu na ci kawam waay ñu bàyyi ngeen xool ralenti bi gars yi waay lànk na ñol ga di yéegal mu imposé wu mu gën a leer mu gën a leer mbokki téléspectateurs yi kii nga xamante ne mooy Nokia noonu la daani Agogo mu nekk jël bu set wecc bu amul benn weren ci gars yi tàccu leen ko mu nga nawee ana Nokia jógal taxaw ma xool voilà Nokia ngi noonu moo jàll moo daan jël bu rëy boobu Agogo mu bokk ci Bawol lii mooy wane ne rek xale yi actuellement ñu ngi jàng bëri mais yenn saa yi alaaj papa damay dugg ci làmb xale yi bëri mais vraiment du ma gis seenu mën a bëri mu des bari na ci xale yoo xamante ni mënuñoo bëri xaw ma ci écrit yi la
xaw ma ci xale yi la. dañu mbappatul yéex a dugg ci bëre te jànguñu bëre parce que bëre tamit li tax nga mën ko mooy nga teel koo def ak di ko def. di ko fooye. màgge ko. boo demee ba ci biir nag ñu orienté la encadré la. te it loolu ñoom dañ ko am ndax déjà bu ñu amee Zallo. champion la. mën na leen orienté mën na leen jaarale ci yoon. am na tamit yeneen mbër ñoo xam ne ñu ngi ci écurie. waaw ñoom Cheikh Mbaba ak ñoom ñëpp. xam nga ñoom ñëpp comme li ñuy wax ci Cheikh Mbaba champion bu mag la woon technicien bu mag la xëy na dafa tuuti woon rek ñàkk doole. tuuti ga mais bu tolloo ni Tapha Tine du neex a daan. donc Bawol seen problème mooy ils sont bien entourés. jërëjëf El Hadj Papa Dieng kon léegi dañuy dugg ci écurie du moment ci la ñuy waxtaane ak écurie Bawol ci la ñuy waxtaane ak Tapha Tine mbokk yi am na reportage bu ñu ci def dem seeti leen nanu entraîné ñu xool leen suñu réalisateur jox nu leen ñu dellu siwaat Mao. Bawol mu ngi commencé 91 ba ñu demee nag ci la champion yu bëri génne ñu mel ni ñoom Zallo xam nga Fass la ñu nekkoon mais Bawol la ñu nekk mais tey Bawol daa toll foo xamante ne nii Zallo yi ña fi nekkoon nekk écurie Fass ak ñoom Badassoum ñan nekkoon écurie Mermoz ak ñeneen ñi nga xamante ne nii dañoo nekkoon Bawol nekk yeneen écurie xëy na ñooñu ñoo dem ba bàyyi bëre nekk ay mag am yéene ci seen ay doom ay seen rak ay seen xarit di jiital leen di liggéey ak ñoom xam ne nee nañu kuy wàlliyaan sa dëkk moo tegut initiative bi donc ñun wax yàgg nañ ko bëgg mais biñ ko yàggee bëgg mënuñu ko woon parce que booy dañoo tasaaroo woon mais léegi nag booy appel bi ñu la doon woo ñoom dem nañ ba reconnaître ne lii seen avantage da cee bokk parce que booloo mooy doole donc wuy si nañu écuries yi nekkoon yëpp Fass ak yeneen écuries yëpp bàyyi nañ ko ñëw ci écurie Bawal tas ci Cheikh Mbaba muy Bada Dione muy Bawol mbooloo muy Bawol gu mag gi Bawol maam góor Diouf ñëpp ñu ngi fii dajaloo xale yëpp ñu ngi entraîné ñu ngi jàppalante li nu bëgg mooy képp koo xam ne ni am nga combat mbër yi dinañ def bonne volonté jàpp ci combat bi def li nga xam ne ni maanaam mooy boole suñu doole liggéey ak yow bu jour baa ñu ànd ak yow jow taxaw présenté Bawol gépp tey ñoo fi présenté école de lutte Bada Dione Elimane Sarr mooy entraîneur bi coach bi di ñëw fi tey dañ leen entraîner chaque jour lu bëgg a mat pendant de 4 ans maa leen yor bi may ñëw nag ci écurie bi fekkuma fi dara dama fekk ñu am ay problème ma gis boo yi di xuloo di am ay problème daje ma ñëw ne leen nañ leen muñ te ngeen li ma leen di sas ngeen nangul ma ko ma liggéey ak yéen bi ma liggéey ak yéen ba ñu am ci biir 300 yi génne naa ci ñeenti mbëri grand combat yoo xamante ni 2e combat laa leen jëlee ñii 3e combat ba grand combat. waaw sama message moom mooy initiative bii ñu jël bon rafet na ñëpp ñun ñëpp dañ koy rafetlu parce que itam ñun dañ daan am ay combat yoo xam ne xëj na dañu am combat choc yoo xam ne nii maanaam promoteur bi xëj na li muy xalaat du ko ci gis ndax mobilisation bi moo doon am problème léegi nag moo dox bi sawaay waxee initiative bi ñun ñëpp ñu kontaan yi. Bawol Bawol yi dana am benn message bu ñuy dawal quoi ñun ñëpp danoo booloo doon benn ku lu supporter xam nga ak képp kuy bëggee Bawol Bawol danoo booloo doon benn képp ku am benn journée xam nga ñëpp jàpp si comprendre bu kenn xeebal kenn journée am ndax ku ne bésam la am. Bawol gépp moo daje fii tey li ko waral nag maanaam ñun 100% bi xëj na dañ koy doog a kii rek mais 100% bi ci ñun la commencé ci ñun Bawol Bawol yi
parce que stade bu ñuy bëree boo xoolee Bawol bu ñuy bëree boo xoolee day fees del waaw di santaat yàlla baax nag di rafetlu affaire bi. danoo war a nekk benn parce que noo bokk ndey noo bokk baay boo ko seetloo tey écrit yi nga gis fii tey jii ñëpp bu ñu déparé ñi ngay gis ñëpp oto jëm Bawol la ñuy dugg initiative bi nag bu yàlla wee ak yonent bi ak sëñ Tuubaa bi nu yaakaar Sibra dañ ciy sant Bada Dione ndax lii li ko gën a taxawal ci moom la sama rakk la nag waaye sama nijaay la waaye sama xarit la yàgg nañ trop te comme nit la koo xëy ne day def lu baax di wax lu baax te moom dara ñor ko lu Bawol am dama bëgg ñëpp am ko. boo gisee teewaay bi ñu ñëw fii Koussoum champion Bawol yëpp daje fi ak yéen ci ay supporters maanaam li mbégte la daal boo xam ne foo nat af bi rek wees na ko man dafa kontaan naa trop ci ànd bi nga xam ne ànd naa ko ak suma rakk yi ñu ànd liggéey moo naa ne équipe Bawol yëpp tey ñoom ñëpp ñu ngi fii ñu koy sant Bada Dione mi nga xam ne moom moo organisé affaire bi ak ñoom Cheikh Diouf ak ñoom Siga ñoom Cheikh Mbacke nga xam ne ñoo ne ci tête di organisé lii nga xam ne lu am solo la ci Bawol Bawol yi mooy wax ne lii mbëri rek ñoo ciy gagné quoi boo déggee man mbëri rek ñoo ciy gagné tey exemple tey ñun suñu supporter mën naa koo commencé ci man wala Nokia wala keneen xam nga tey bu ñu doon bëri suñu supporter yi bu ñu organisé wu ñii dañuy toog fii ñu toog fële comprendre lu mel noonu nag la ñuy dindi tey comme ça mu jiyee tey bépp mbëru Bawol buy bëre foo mën a nekk tey xam nga supporters yi Bawol yëpp ak fans yi fu ñu mën a nekk ci Sénégal ñu mobilisé wu toog benn côté ñu xam ne kii moo mobilisé lii te loolu day am solo ba tax na ñu ngi ciy woo ñëpp ñu jàpp ci xam nga Bawol yëpp ak képp kuy bëggee sa mbër bu nekk ci biir Bawol xam nga ñu ngi lay woo nga ñëw taxaw ci jàpp ci mu dem si kanam. mi ngi noonu xale yi bawal yi bu njëkkoon ku ci ñëw boo demee Sandaga fekk ko fa mu yor ñaari siletma mu yor ñaari mbuus mu yor ñaari nangam. mu am lu leen influencé ba léegi am na ñuy def loolu waaye li ëpp ci ñoom léegi boo dee xool parce que xoolal li écuries yi ñoo booloo def li moo tax vraiment jaaraama l'Oeil du Tigre jaaraama la TFM ci initiative bi day dundal làmb day tax ñu xam li ñuy def lan la ak ñii ñu ko seqal ñooy ñan ak fan la ñu jóge parce que loolu tam def ci am solo écurie Bawol tey jii lu toll ci juróomi écurie ñoo nekk nii waaye ñoo nekk nii ak ñun toog ñu war a waxtaan ak ñoom Bada wax laaj bi ma lay laaj balaa maa ñëw ci Tafa parce que Tafa ci ay combaam la ñuy ñëw léegi yaakaar naa ne xolu Bawol yi sedd nañu bi ñëpp groupé doon benn. waaw affaire bi dafay yomb parce que day am loo xamante nii boo koy wax te tricher woo ci mu nekk dëgg. waaw day xaw a yomb ci yow trop. parce que boo xoolee boo yi fi nekk nii yëpp kenn ku ne ci ma boo tàkkoon samay bët ma dugg seen kër te it mën naa laa wax juróom-ñaari maamam te keneen ku ne it mën na ko. parce que doonul ni écrit ay mbokk lañu. kon da ngeen a bokk. ñun ñëpp ñu ngi ci diggante xombal. Touba Toul. Lambaay. Mbaba Garas Kër Samba Kan. Ngunjaan Bambey waaw Bambey Réfane nekk ci seen diggante nga xam ne fépp bu ma taxawee Réfane dëkk yi ma la wax nii fu ne ci mën na maa dox ak sama tànk dem añi fa dellu si. ñooy tàkkantey jabar fu ne ci lu ma junni nit jóge na nu fa sëy si fii junni jóge fa tey ñaari xeet lañu. séeréer olof jeex na dara ràqul leen. ñi nay 100% lañu yëpp. waaw boo gisee ñu def lii day moo leer ne ñi ay njaago lañu ñi ay firdo ñi ay fulaado ñi dëkk ay guinéen ñii dëkk Gambie ñii jóge Mali ñooy daje parcelle rek naa 100% fii 100% fra loolu tax xeex a ci am ak xuloo mais lii daa am ñoo xamante nii li ay mbokk lañu maanaam mën nañoo jéewante mais mënuñu xasante. waaw parce que ku ne li nga doon la sa morom. mais non damay ñëw ci benn côté aspect métier bi ñuy ñëw ñii ñëpp bi ñu ñëw bëri indiwulu leen Dakar. dañu fee ñëwoon pour di jaay pour di am dara di xoos. mais ñoom ñu ñëw am lu leen pikiir. am na nag yow lu la ci réer. mooy lan tuuti loo xamante ni mooy cosaan bi. mooy waaw. ñun da ngay xam ne bu ñu doon béy. dañuy bëre. bu ngente amee gone yi dañuy tafe suy bëre. bu ngeen sàmmee
da ngeen di bëre bu ngeen béyee ba noppi dëkk bu ne dina teg mbapat ñii ñëpp. bu tabaski passé bu le lendemain da ngeen bëre. gis nga ñii ñëpp am na yeneen écrits yu nekk Bawol yoo xam ne bu ñu la ko woon noonu. ñu toll ci 12 à 15 ans kër gu nu miire foofa chaque àllarba dina am ku fa teg lam. lam jooju booy ay 12 ans la ñu am. kurpeñ ñu mel ni taw. loolu tax kon xolu làmb ngeen ñëwee. xam nga tey Bawol. lépp loo mës a dégg mu yëngu ci Sénégal rek Bawol la yëngoo. parce que diggante Albouri diggante Maba Diakhou. diggante Samba Lawbe nga xool Teñce Yacine Dieng. Ama Dior Gorsa Mbisaan ñooñu yëpp ak koo mës a gis foofu. ci Bawol la ñu dëkk amul lu mës di yëngu lépp loo xamante ni tey Bawol njàmbaar da koy joxe. wala fit da koy joxe. wala jom da koy joxe. wala ngor da koy joxe amul Bawol du ci ñàkk dara. mais nag y a une chose nag loolu moom nan ko nangu. pour mbër nekk biir Bawol nekk fa ba doon champion comme ni ñu koy gisee benn mbër bu nekk Mbour ñu ne Bombardier Mbour la dëkk Mbour la nekk. Mbuur la jànge bëri Mbuur la defee lépp ba ñëw Dakar daan waa Dakar loolu bariwul ci Bawol da ngay ñëw ba Dakar entraîné parce que Tapha Tine avant muy ne Bawol xamuñu ko fii leen ko xamee. Zallo fii leen ko xamee ñoom ñëpp ndegemi seen bëri mokk na fa. mais fii yaakaar naa ne fii la ñu defaroo. am na et loolu Tapha moo ciy tontu. waaw d'accord mën na ci tontu. est-ce que foofu mënoon nga bëri mais bu même boo mënoon bëri fii la feeñee. waaw may nuyu champion yi toog nii yëpp di wax ne ñi ñëpp booy xool ay sàmm lañu woon maanaam. koo ci gis sam na nag wala xar wala béy. ñoom ñii donc foofu la ñu mën a bëree balaa dalaa xew balaa ñëw fii. bëri nañu mbapat fu ne. bëri Dakar fu ne man Dakar fii bëri naa fi mbapat fu nekk. comprendre nga kon mën na maa bëree xam nga et puis ñu bëri dañ ko doon ci seen papa wala seen yaay. waaw ci safurlaa ci seen nijaay. seen nijaay mën na nekk. nijaay mooy yaay. mu ngi noonu kon ay champion la yu mën a bëre ba pare ñëw Dakar xam nga am fula ak fayda nag di liggéey. man bi ma fiy nekk dama doon liggéey moo tax booy dama leen di wax nañu liggéey donc man bu ni may bëree grand combat maa ngi fay weer 75 000 bu ma jiwmul. ba ma demee ba temps bi maytu ma ko après laa ko quitté. ba fi may wax ak yow sama permis transport en commun la tey bu ma yoroon bis di dawal bu mu la bett. du problème. donc liggéey la quoi. bu làmb ji xawoon a ñàng yooyu. non bu mu la bett amul problème anyway waaw loolu moom mën na nekk. waaw bu tax na booloo bii daal maa ngi ciy kontaan trop. te aussi bu ñu fàtte mooy écurie Ndakaaru am nañu ko fi présenté dafa am ay bawol bool yu nekk foofu muy Tonnerre mu ngi foofu. ak ñoom Ngel Jon Ngunjaan ñoom ñëpp ci zone bi lañ nekk. waaw maanaam comme ni ko Jon waxee tey boo takkoon suma. ana booy Ngunjaan. Ngel Jon ya Ngel Jon non booy Ngunjaan. waaw saa Ngunjaan. waaw saa Ngunjaan gis nga. saa Ngunjaan jógal taxaw saa Ngunjaan moom am na lu ma def ci moom. waaw mu ngi noonu waaw saa Ngunjaan Ngel jógal. Ngel champion. c'est un très grand champion. booy caméraman jëlal ma ñooñu waay. Ngel traditionnel. waaw jëlal ma ñooñu. sànq maa ngi ko tooñ naa ko tax demoo drapeau chef de l'état bi. parce que grand yoo fa. mais loolu war a gën a tax ñu gën ko organiser yo parce que ñii nii dañu war di bokk ci bopp. zone Bawol bi dañ leen ci war di dëgg. carrément. parce que des fois dañuy classé côté Diourbel rek suñu booyee duñ ci bokk te booy yi. mais yéen Bawol ngeen yéen Thiès ngeen bokk wala Diourbel. Thiès ak Diourbel waaw. zone boobu Diourbel lañ gën a jege ah. ban ngeen ci bokk ban région la. mais yéen Diourbel warul ñàkk mbër te ngeen ne fi. non zone boobu yëpp benn la. ñun ñëpp ay Bawol lañ. non ça va Sénégal occupé nañ ko ba mu naaj nag. région de Thiès ngeen bokk. wala région de Diourbel. mais dafa am ñu bokk waaye ñi dëkk xombal yooyu Thiès lañ bokk. ok waaw. Tafa ay Kaba ay waaw. Tafa digg Réfane. ok benn ba dafa aw boo xam ne dafa traversé ci biir Réfane. waaw man sama yaay fi mu dëkk Diourbel la sama papa fi mu dëkk Thiès. te mbedd mee leen séparé. benn mbedd leen séparé. découpage boobu war nañ ko seetaan. c'est la frontière. wala autoroute bu Ila Touba bi la. non gannaaw la jaar. découpage yëpp benn koñ moo leen di séparé. moo leen di séparé. dëgg la plateau Médina mais en tout cas li wér te wóor mooy zone Bawol lañ. waaw. zone Bawol lañ booy xool Ngunjaan moom presque ak Thiès benn la. te zone bi benn la quoi. donc booy yi mënuñu bëre seen biir kon war nañu mën a ànd bu rafet. te mooy lii nii toog nii. mais Tafa est-ce que ñi ñàkk bëre si seen biir bi ëllëg du leen indil problème. ah baax na si ñoom ak rafetal ak jekkaay mais baaxul ci làmb. waaw. parce que dëkk ñu Ngunjaan nag bëri jëkk dëkk Mexe Lambaay mbaa que dëkk Réfane mbaa nangam je pense que ne lu logique la ci làmb ci histoire làmb c'est vrai que nag mbooloo bi ngeen def nag doole la. waaye nag xaw nañ sorante boo xam ne bu ngeen booloowuloon ay adversaire ngeen.
waay ay bu ngeen booloo nag bu demee seen dëkk dañuy bëri seen biir. deret ji nag. deret ji ma la wax. bokk sama mag di seeg sa mag ñu bëre. dama la ne ñee ay mot bu leen neexee ñee man bu ma duñu ngi nekk Medina. booy Tafa mi boo ko joxoon Gris Bordeaux ñu bëre di. ñun deret la ñu topp daa am loolu deret a ko mënut. Tafa Gris Bordeaux ay adversaire potentiel la. voilà mais nag ñun bu dee ci ñun ñii. waaye nag coow juddu woon na bañ ne. Tapha Tine ak Gris Bordeaux duñu bëree loolu ay ci ay jamono 5 ans ci ginnaaw ay déet la woon mais moment bi ñu nekk nii ay adversaire potentiel lañu. waaw léegi écurie yi nag yéen naka ngeen organiser woo ci seen biir parce que écurie dafa am règlement écurie dafa am statut est-ce que yéen seen écurie yëpp am na këyit am na lépp Bada. mais nag Bécaye yow war ngaa xam ne man làmbat wax dëgg yàlla côté yëpp dama ci xam dara nag. parce que Bandia production ñoo ko créé xam nga ne ñun. pour administratif Bada déglu ma man du man maay Sénégal. mais da ngay laaj. waa kay. dinañ la wax. loolu laa bëgg a waaye man bu ma nekkee promoteur. xam ne mbër mi balaa mu andi licence. balaa muy bëre dina andi licence promoteur bi andi licence. te licence bi balaa ngay bëre am récépissé. xam nga loolu moom laaj bi moom daanaka yomb na. ñoom ñëpp am nañu récépissé am nañu. écrit yëpp bés bu ne ci ba nu koy créer man maa nga ca. te it ci membre yi laa. te it am nañu kayit balaa kenn di teg sa tànk di entraîner. waaw leneen li mooy yéen mbër yi ngeen jël di leen entraîner former leen ban njariñ la ñu amal écurie bi bu nu bëree. wala dañuy bëree rek fayeeku seen fayeeku. daa am foofu it lu fi nekk lu tuuti. waaw parce que ñun li ñu bokkul rek nit ñi loolu la. parce que ñun xam nga lan la ñu gëm ñun sunu ay rakk la ñu dañuy liggéey ay bawol la ñu ñi leen supporter ba gën a tuuti ci ñoom mën na dimbali mbër mi bu dee lu mu dundee rek mën na ko dimbali bu dee écrit it ñun ñi ko formé bu dee keesu écrit ñun bépp problème bu am ci boo xamante nii dañu ko war a def ci écrit ñun ñi yore écrit yi nekk président yi ay mbokk lañu dañoo jàpp ne suñuy rakk la rek war nañu ko mën a def. mais écrit bi du ci am dara. écrit bi du ci am dara. non écrit bi dama la même bu ngeen di jàppale mbir day am règlement. parce que am na ñeneen ñu ci war a dund. am na leneen lu mu war a mën a jëriñ. Tapha Tine bu bëree gagné 75 millions. en tout cas daal war naa génne 5 millions yu dugal ko ci kees. mais daa am fu ma lay waxee. waaw loolu moo tax ñu organiser lii ñu non parce que xam nga lan moo Bada déglu mais da ngay déglu rek da ngay laaj. non dama lay wax li tax ñuy def lii pour ñu comprendre. waaw daa am loo li tax ñuy def lii pour defar la. waaw comprendre naa la defar diggante écurie ak CNG. defar diggante écurie yi ci seen biir parce que y a beaucoup de problèmes yu nekk ci biir écurie yi xam nga lu ko waral souvent xaalis bu feeñee rek. coow commencé loolu nag lu ñu bëgg a defar nit ku fayeeku 50 millions ci écurie normalement war ngaa génne 5 millions wala 2 millions 500 lu mu néew jox ko waa écurie bi ñoom ñoo lay defal contact ñoom ñooy entraîner ñooy sol sa sponsor ñooy sol sa lépp déggoon naa fi benn écurie Fass dama ko dégg ñu ne ñoom bu ñuy bëree ñiy sol blouson ñëpp dinañ leen jox dara xaw ma ndax noonu la demee xaw ma ndax demewul noonu Moustapha noonu la demee voilà te loolu mooy normal parce que mënoo di bëre yow benn nit nga fukki nit ak juróom wër la ku nekk sol blouson ñu bind ci Moustapha Gueye mooy produit bi ba pare Moustapha Gueye moomu ñu la koy solal te doo ci joxe dara loolu dafa xaw a doy waar loolu tax ñu la koy laaj waaw laaj bi it yomb na te it d'accord naa foofu parce que boo gisee nit di defaraat toogaayam am nu mu doxee nu mu bëgg a doxee moo tax parce que écrit bi nu fi nekkee it wax dëgg booy yi ñoo doon reyante ak ñun ñi dara amagul woon waaye bu ñu demee boo am mbir yoo xamante nii àgg nañu foofu parce que lekkit balaa ngay lekk nga lekk lu ñor parce que lu xaay moom kenn mënu ko lekk parce que mbir bi bu fekkee ni li muy pare bu nu ko joxee avance bi yow leer na la ne balaa avance bee jeex yow mu ne la may ma lii may ma lee xam nga kooku mënoo ko ne dama ci coppati ménagère bi coppati sëriñ bi coppati mbër mi lu muy teg tey bu dee Tafa ñun roi des arènes la ñu soxla waaw dinañ ñëw mais dafa am lu la Tafa di laaj Tafa loo koy laaj li ma bëgg expliquer moom mooy mais yéen koy war ngeen a mën am roi des arènes waa ji taxaw kuy jàng moom la ñu soxla kuy jàng waaw bëgg sa njàng baax da nga war a fay waaw waaye mbër ma du fay waaye nag cachet obligatoirement liñ naan 10% daf ci war a génn 10% boobu bu ca génnee waaw équipe bi daf ci war a gis boppam entraîneurs yi équipe boo dem am na 5 entraîneurs ñooy passé seen bopp ñooy ñëwal seen bopp ñooy dal seen bopp saa bu combat mbër amee ak bu mu mun doon nag ma mbër mu fay ko 5000 francs dañ ciy génn 10% bu xam ne dafay nekk partage ci équipe bi ak ñi encadré équipe ba bon ñu équipe Fass
c'est facile à dire ah dañuy jël 10% ci cachet bi ñu déclaré CNG écurie bi moo koy jël partagé ko entre les entraîneurs et le manager ku ne déterminer la sa pourcentage ñii 3% ñii 4% ba mu yemb. léegi nag mu des na li ñu naan sponsor bi mbër may sol ñëw ci làmb ji. ñooy dañ ci jël 5% ci sponsor ba séddale ko mbër yi nga xamante ne ñoo entraîné ak yow ba pare ñoo ànd ak yow ci làmb ja. solal la sa loolu dafa jaadu. ndax blouson bi 20 blouson yi benn mbër mun ko sol de. ña koy sol dañ ci war a gis seen bopp. Tapha Tine di bëri am sponsor Moustapha Gueye comme ni nga ba kay waxee. waaw sol ko moom rek sol ko 20 ñoo ko sol ci ginnaaw ñooñu dañ ci war a gis seen bopp. mooy 5% yi ñuy jël ca 20 millions ya mu doon lu ndaw ñu séddale ko mbëri ñi am 50 ñi am 30 ñi am 20. bara joxal la Zallo waaye loolu solidarité la solidarité la et puis solidarité day defar te yaakaar naa loolu warul yàq benn écurie yëpp ko war a nangu. bien sûr parce que day defar rek Zal maa ngi lay nuyu namoon nan la Sénégal namoon nan la gëj nañ la gis tey say mbokk la ñu invité ak yow boo gisee jataay bi ak xale yi nga influencé tey ñu dugg ci làmb lan nga ciy wax. Bécaye maa ngi lay fay. di nuyu sama grand frère Moustapha Gueye di ci occasion bi may profité di jaale Mor Fadam nga xam ne dañu bokkoon nekk équipe nationale ànd ay at yu bari man ak moom muy jullit àqan ma xam ko fu ñu toogoon muy julli waxtu julli verte yal na ko yàlla yërëm yal na ko yàlla xare àjjana ci barke Seydina Mohamed di nuyu El Hadj Papa Dieng idée bi rafet na trop parce que man biñ ma woowee wax ma ko dama ci sawar trop. Zal defal leen ndax caméra bi di la gis bu baax. wàcceel micro bi voilà. biñ ma ko waxee dama ci sawar trop parce que xam naa ne ñoom ñi ñëpp ñi am naa influence bu rëy ci ñoom. waaw pour ñu dugg ci làmb ji. ma nekkoon Bawol di bëre. ba ñëw Dakar fii di bëre ñëw écurie Fass. sama premier combat maa ngi ko bëree combat Mor Fadam ak Moustapha Gueye mi bi ko. Mor Fadam di daal. 93. ci nga bëree sa premier combat. si. Léopold Sédar Senghor. si Léopold Sédar Senghor. te instant boobu Moustapha Gueye mii nekk na champion bu mag. ma nekk ci wetam. nekk xale bu ndaw. di jàng. am na lu ma doon demaale ci làmb mosu ko xam moom mii. dama nekk ci làmb ji di bëre di ci écrit bi di bëre ñu dem ba man ak moom pour mu daan ma problème la. waaw. Moussa Gueye pour mu daan ma problème la. suñu takkee gant la dafa daan metti. fekk naa seen ma ne takk gant. waaw ma ne lu tax man may dem làmba ji gars yi di ma daan te kii téye làmba ji ci loxoom. te dem naa ba pour mu daan ma problème la. looloo ma doon may ndam ci làmba ji. motivation moom mosu ko xam. looloo la kii nag jox la sawarte. merci yokk la. yokk ma bu baax. ma ne kii téye làmba ci loxoom dem naa ba mënuma daan. bu ñu takkee gant mënatuma dara. kon man kenn waruma mënal dara ci làmba ji. dëgg la. loolu moo taxoon. Bécaye may am ndam yi ma daan am. dëgg la maa ngi lay félicité ci loolu ah grand. jërëjëf rek jàmm. waa Zallo Moustapha Gueye lu neex la woon. am sama benn papa tamit bu ma daan yokk bu baax muy père Mbaye Gueye. Mbaye Gueye Tigre Fass. ba tey jii nii. yu bari moo ma koy tere ci làmba te dama ko déggaloon nag parce que dama ci daan gis njëriñ. doon naa bëre ba daan mbër te kenn du jàpp sama ngem te moo ma ko aayee. mbëru bërekat nga bul nangu ñu téye la buñ la téye doo bëre. dëgg la mais tey boo gisee sa jarbaat yi sa rakk yi sa xarit yi ñoom Bada ñoom sëñ Fallou ñoom ñëpp ñu toog nii. tey écrit Bawol ak Bawol influence bi mu am ci làmb tey sa xol sedd na. sama xol sedd na trop. ñu am kenn ku nekk nii muy Moustapha mii. waaw. nga xam ne macha allah mat na mbër mën na bëre. xëy na day am lu des. loolu des nag ñëw na ci waxtaan ak man. commencé nañ ko muy kombaam ak Yékini Junior. te am na lu ma ko digal gis naa ne def na ko yàlla dimbal na ko am na ndam. commencé naa ko booy bawal dernier kombaam bii nii. lii nii damay ñaan yàlla rek yàlla na ci yàlla teg loxo mu avancé jëm ci kanam. amiin amiin en fait Zallo donc yow amul benn équipe boo xamante ne yaa ko yor ki tudd Zallo. donc Bawol gépp ku ci am combat day ñëw woo la nga def sa expertise jox ko sa xam-xam mu dem bëri ji. voilà noonu la demee nga féete. noonu la demee. loolu c'est important loolu nag c'est pas donné ah. waaye. noonu la demee ku ci am combat soo ma waxee dinaa ñëw jàppale la. waaw lii nag da koy gën a yombal. waaw.
lii nii da koy gën a yombal te kontaan naa ci trop sama ay rak lañu le fait que dañ koy wax ñu ci bari ci ñoom dañuy wax ne yaa tax ma dugg ci làmb ji. kon loolu dama ci sawar quoi sawar naa ci trop Bécaye loolu. ak Mbaye Diouf bu duggee ci làmb yow yaa ko influencé. waaw bari te yaa ko influencé bu baax ba tax mu dugg ci làmb moom it mu def jaloore yu bari ci biir ñoom moment boobu nekkoon nañ ci yeneen écrit boo xoolee demoon nañu écrit Fass bari woon nañ fa. ay Mbaye Diouf ay Modou Awa bari woon nañ fa. waaw Modou Awa ay Modou Awa booy yu bari foofu lañ nekkoon dafa xam na leen booy. ak a naqaree daan. booy yu bari foofu lañ nekkoon. fa la nekkoon te ci man lañu jaare woon dugg foofu ma ñëw tamit grand bi yombal ko quoi. waaw ñoom xayloo tamit. waaw xayloo sama xayloo. xëy na moom taayam waaw moom copain Tafa la woon quoi xayloo. mais Zal kontaan nañu. léegi bàyyeeku nu écrivain danay ñëw ci li ci net bi yaakaar naa ni mais Maawo combat Zallo ak Ndiaga Diop foo koy dugal jox nu li ci net bi ma xool. du ma wax lu ñaaw man Sénégal laa dëkk du ma juddu jéeri du ma mbadantaan man du ma mbadantaan du ma juddu jéeri ci dëkk bi laa dëkk 7 combats laa def 6 victoires benn défaite mbër laa champion laa CNG moo ñu rey ñun Kona lañ may wax rakku capitaine PK dama bëgg lii dafa ñaaw Kassé mbëru équipe nationale il a porté les couleurs du pays mu défendre couleur du Sénégal fu nekk est-ce que c'est nice tey ñu gis Kassé plus de 6 ans 7 ans Kassé ñu koy wëral teg ko ci 6 roulant jaay ko ci kanamu àdduna gis ngeen ko ni mu toogee koo xam ne da daan bëre daan na usine doole nekk champion bu mag waaye may ma wax waaye gars yi nekk champion bu mag a mag est-ce que c'est pas honte tey ku sol man mi sagal musuma sol couleur nationale su ma feebaree CNG moom war na xam na dañ may dagg pour sant dañ may dagg. dans la vie activité yëpp dafa am accident. bon en fait li ñu gis moom mooy wala li amateurs yi gis wala li sénégalais yi gis mooy dafa am mbër yoo xamante ne dañoo nekkoon en activité gàllankoor dab leen ñu feebar tëdd tawat mën a la tënnu seen bopp dara ñu gis ni CNG de lutte bi war na leen mën a jël en charge jàppale leen. faj leen lan mooy est-ce que j'élargis le débat. est-ce que chef d'État jël na en charge sénégalais yëpp waaw lu chef d'État mënul est-ce que Aliou Sarr yàlla ci boppam sàkk doomi aadama yëpp ñii mu dimbale leen ñu am ñii mu dimbale leen ñu ñàkk ñii mu may leen wér ñii mu bañ leen a may wér ndax yàlla moo yemalewul CNG mën na dimbale ñëpp mooy première chose bi. deuxièmement CNG amul budget ba muy CNG ba léegi. lan nga bëgg mu dimbalee nit ñi nit balaa muy wax ci dara xam li muy wax lan la gëstu ko ba mu leer ci boppam mais sànni slogan bu dem amul njëriñ parce que presse biy wax lu tax ñoom dimbale wuñ ko ay sénégalais lañ comme ñun mbër yiy bëre di jot xaalis est-ce que dimbale nañ ko peut-être kii moo fësle mais ñi bari li te waxuñ seen cas te CNG dimbale leen. ay atiat man du hospitalisé naa ay mbër hospitalisé naa ay dirigeant ay weer suma clinique génnewuñ dërëm. li ci net baa ngi noonu moo di xarala gi méngoo ak jamono Alaaji Papa Dieng ban commentaire ngay def. waaw commentaire bi ma ciy def mooy problème yenn yi bu amee dafa war a am waxtaan de part et d'autre mais bu ñu nekk ba problème am ñu koy soog a posé. mais bi yàgg naa. mooy le médecin après la mort de toutes les façons. Ouais. équipe nationale ku ci nekk moom dans toutes les disciplines dañ la war a jël en charge. su fekkee def ngeen peut-être li ngeen war a def wala ngeen waxtaan ak ñi nga xam ne ñu yore kuréel yi di ngeen am compréhension. mais boo leen toogee subitement rek ñëw pour action am boo amul concertation dafay difficile donc lu ci am rek war nañ ko waxtaanee avant muy am. CNG mënut a gàddu ñëpp. oui CNG mënut a gàddu ñëpp. certainement amul kenn ku mën a gàddu ñëpp. mais kii nag mbër la woon boo xamante ne. international boo xam ne sax mu nekk international mais dafa am licence bu am assurance. mu gaañu ci àll bi la bëree gaañu def li mu wax def yëpp dem faju ji def tout mais kenn faju ko moo faj boppam te dafa am ay charte yoo xamante ne daf ko war a faj dañ CNG daf ko war a faj surtout cas bi mu nekk ni c'est cas bu critique cas bu grave la normalement sax et puis ça fait 4 ans, l'association des 5 lutteurs ans, Bécaye même sax le lutteur en personne dafa war a porter plainte parce que dañ ko war a faj
dafa gaañu kenn faju ko te amoo am licence boo xamante ne licence boobu ku amul assurance doo bëre képp ku bëri licence da nga am assurance. assurance boobu nag ko couvrir faj ko ba mu ne cocc et puis mais état bu nekk nag c'est fini c'est mort hein il peut plus rien faire. c'est déjà. non mën nañu ko faj. c'est compliqué Tafa assurance bu mbëri comment naka lay demee. assurance bu mbëri yi dafa am bu traditionnel am bu frappe mais yëpp benn la. dafa couvrir assurance la rek boo gaañoo am na dañ lay faj ba nangam maanaam tey bu benn mbër gaañu woon ñu war ko faj ci million. du faju ndax 300 nangam 1000 la yem bu ko ëppee yaay fayal sa bopp te y a des millions voire des milliards qui tournent autour de la lutte donc assurance boobu dafa war a lamb sax moo toll foo xam ne assurance dafa war a couvrir ka dagg biyam ñëw toog ci lamb ji lu koy dal dañ ko war a toppatoo. waaw mais Alaaji Papa Dieng ñëw naa ti dugg lamb dajeek un magistrat. oui mu joxe di biyam waa ji bëgg ko téye mu ne ko non. suus c'est clair. ah oui en cas de pépin. kan moo may régler sama problème. sama xarit la dama ko xam. mu ñëw ni non ma ñu génn ma gis ko mu yor suuf ma ne ko yow foo jëlee suuf mu ne ma bekk yéen da ngeen di dugg ci làmb ji nii comme ça quoi. c'est normal. du ngeen yor suuf. mais kuy tëgg làmb day joxe suuf. en cas de pépin yow boo fi gaañoo foo gaañoo. kenn xam ko boo génnee nii làmb ja laa gaañoo promoteur bi bu ko neexee mu ne non non gaañoo woo fi. amoo suuf. mu tax droit dafa garaaw. macha allah droit dafa garaaw. macha allah bi kay donc daal comme que suñu doom la aussi. waaw et puis voilà. du moom kese en plus ah. non non y en a d'autres lutteurs yoo xam ne seen carrière jeex na. te ñoo gaañu bu ndaw ci biir combat mu topp leen ba faw kenn faju leen ba léegi seen carrière yi du fi jeex. boo ko defoon du fi jógee. dëgg la loolu dafa war a jeex fi ñu toll ci jamono. 2019 non mbër bu assuré wu ba pare boo gaañoo ca saasi dañ laa war a faj boo faatoo sax dañoo wax dédommagé. kurpañ mën nañu ko dóor nit ci la moom de ah. voilà y a plein de choses yu ma def defuñu ko. mi ngi noonu moo tax Bada. en plus Bécaye l'argent bi nga xamante ne moom la ñuy boole di ko organiser drapeau chef de la nation c'est beaucoup d'argent ça peut soigner le gosse. pourquoi organiser drapeau chef ñoom ne amuñu budget ah. mais amuñu budget si d'accord loolu benn la mais y a l'argent qu'on prend sur les lutteurs et ça c'est pas encore fini dañu leen dagg bu ñu jéggee saaku. dañu leen dagg bu ñu touché loolu c'est de l'argent considérable pourquoi duñ ko delloo mbëri bu ñu feebaree. Bada. kon dégg nga li tax ñuy wax pour organisation écurie yi war a mën a taxaw parce que tant que écurie yi organisé wu woonu duñu mën a jàppale seen bopp parce que en cas de pépin comme gis nga li ko dal mën na dal n'importe quel lutteur. voilà loolu it yomb na parce que moo tax ñu def lii. waaw parce que Bawol sans frontière daa doon association boo xamante ne nii dafa juddu man ma jiite ko doonut ni mbër yi nii de ñii doon def Bawol sans production. sans kii. sans frontière Bawol 100% ñi ko doon def. ay jàppalante entraînement la doon nekk. ñu defal nii ay ñëw ay signature mais lii dañuy loo xamante ne nii dañuy organiser ay làmb ay concert ba fi mu toll nii mardi le 12 bi di ñëw am na benn journée bu ñu def boo xamante ne nii dinañu décorer entraîneurs yi nekk ci écrit yëpp. jox leen enveloppe ak diplôme xam nga. yor kii boo xamante kañ ngeen koy def. mardi le 12. mardi bële di ñëw. waaw non vendredi le 12. vendredi bële bële avant combat Boy Niang Lac de Guiers. moom la ñuy def stade Iba Mar nga xam ne képp kuy Bawol boole it jàppale waale làmb jàppale supporters yi parce que supporters yi yëpp fans ñi mbër yi nga gis noonu ci géej gi yëpp ku ne ci bëre nga ren. ku ne ci am nga fans club te it ñoom ñëpp. wax dëgg yàlla boo gisee loolu promoteurs yi waruñu noo gën a gore parce que mbir yëpp Bawol la ñuy bëreel. ku ci nekk bëre na ñi ndaw ba ci suuf te ku ne am nga fans club ñu bëgg leen a regrouper nag ñuy def ay manifestation ay association parce que association saa yoo yëngootul rek maanaam dootul dem fen mais man ku ne xam na ma ci Bandia production ak ñi ma àndal dañu mos di organiser lamb yow ak ñun yóbbu nañu la. et Bandia production amatul de. non Bandia production bu ngi nii. lamb amul kubéer. lamb saa yu la neexee dem saa yu la neexee di. voilà. waaw léegi nag ñoom. mais yow c'est vrai. mën nañu liggéey parce que bàyyi. mais attends da ngaa gëj a tëgg mais wuy ma. xam nga bàyyi. non John foog nga ñëwaat John foog nga ñëwaat. di teg ku ne ñun nag visé tundu lamb kese. xam nga lan la ñuy jógee. concert lépp la ñu jóg lépp loo xamante nii rek day andi koom-koom pour en cas bi. ñu ngi koy. dinañ ñëwaat léegi Bada ñu xool publicité ndax sunu sponsor yi l'écran bisique di ñaar ñoo xamante ne nii wàll si nañu ci émission bi
ngir émission bi gën a yokk ñu xool publicité te dellu si waat nag ci li ci jël bi nag bi dernière bi ci jël bi ñu xool ko. da ngeen a yaakaar ni bisik bonk lu bu mel ni yeneen bonk yëpp la dugg leen gisal seen bopp bokk fii ci banque sahélo-saharienne xam nañu ni daju bu njëkk lu nekk xaj na si looloo waral ñun ak suñu client yi ñu booloo nekk benn ndax ku la xam dëgg moo la mën a jàppale si say projet muy si sa mbiru bopp sa wàllum liggéey sa épargne sa utum kër mbirum jàng ak sax retraite bisik taxaw na ngir jàppale leen banque sahélo-saharienne sottal seeni projet mooy suñu bànneex. sama liggéey bés bu nekk mooy toppatoo nit yi maa ngi def li ma mën ndax wérgu yaram dafa am solo maa ngi dox ci li gën tamit ngir toppatoo sama njaboot ni jigéenu Sénégal yu bari maa ngi taamu meewu l'écran bés bu nekk ndax nag mooy garanti meewu nag piir bu am juróom-ñetti ferñeent li gën ci sama wérgu yaramu njaboot te seen wérgu yaram amul njëkk def li gën rek moo am solo te taamu meewu l'écran moo am solo l'écran firnde mbëggeel bi gën a wóor. waaw kon mbokk yi yaakaar naa ni waxtaan bi gis ngeen fi mu toll ci wàllu assurance ci wàllu gën a defaru lamb dafa bari risque te mbër dafa metti bëre dafa metti bari na fi ay anciens lutteurs yoo xam ne tey jii boo leen gisee da nga leen di yërëm ñu ci bëri danoo feebar ñu ci bëri ci feebar la ñu ne te loolu yëpp waroon nañ ko sóoraale actuellement lañ ko war a sóoraale est-ce que CNG jóg na pour benn plan boo xam ne plan de carrière lañ ko war a tudde wala après carrière ñu xool mbër mi bu bëree ba pare lan la mën a am ou bien dañuy jël ci li muy liggéey ci li muy fayeeku dencal ko wala ñoom ñu xool ci loolu ñuy dagg ci mbër yi ñu xool lan la ci mbër yi mën a am en retour loolu yëpp couverture maladie jotoon nañ ko fex couverture maladie pour tous les lutteurs loolu gis déggoon nañ ko fi benn discours bu fi amoon la benn réunion mais kenn gisatu ko loolu tamit nan ko xool nanu defar bu ñu defarul rek du baax danay ñëw ci li ci jël bi bii nag Yékini Junior ak Tapha Tine Moustapha Gueye wala da nga am nga loo wax ci di expliquer licence bëriwul Tapha Tine dafa war a dugg foofu parce que moom moo nekk en activité di bëri te moom am nga licence yow dagg naa licence ren mais bëriwu ma ñi ko def bëri na xamoon bëri na trop ñi dagg licence bu pare te ba pare bëriwuñu y a problème aussi loolu beneen problème la waaw kooku xam nga tu vois moo tax waxtaan laaj na waxtaan bu yaatu waaw Moustapha jël bi ñu ñëw ci jël Tapha Tine Yékini Junior combat bi daaw la woon Tapha waaw ban date la woon Tapha saison bi passé 2018 ok d'accord bien sûr décembre 1er janvier 2018 un an et poussière bientôt 2 ans un grand champion plein de talent mënut a am combat. Aïcha Moustapha ñu ñëw. ça explique beaucoup de choses il faut que ça change pour que lamb ji jëlaat benn envol ça c'est clair. waaw c'est clair et net. mbokk téléspectateurs yi Tapha Tine écurie Bawol mbooloo gannaaw nag ba mu njëkkoon nekk écurie Bawol dong gars yi nag fi lañ fi leeral yu bari de fii seen wàllu càmmuñ giddal tànk càmmuñam am taxawaay nag yore benn téere nag gàllaaj dafa am solo ci làmba dañ naan la bu arbitre bi sifflé day bàyyi ba arbitre bi sifflé nga doog koo sol Papa Dieng su ma jumul Mbaye Guèye amoon na ko bu ñu nee prix mu doog koo sol Bam Gourou Ndiaye amoon na ko. plein de leaders. yow amoo ko. non man aw ma ko. Robert ko amoon. man bu ñu nee prix Robert xànc gi la yoroon. dagg xa bari du fi jeex du xànc. Robert daan takk xànc gi bu ñu sifflé mu dagg ko. loolu mooy day tekki takk ga. ainsi de suite. Tapha Tine seen wàllu càmmuñ jiital tànk càmmuñam nekk écurie Bawol mbooloo Yékini Junior fi de seen wàllu ndejoor ngemboo ngemb lu ñuul kukk déjà rek victoire yi nii d'après taarixu làmb ñu def yu weex yi borom boo gisee mbër mu bari yu weex yu mu takk rek yebal nañ ko xamal ko ne ko set nga wecc ndam rek nga war a indi ba sax day tax ñu tere gars yi ne leen bu kenn sol yu ñuul bu kenn sol yu vert ku ñëw sol yu weex loolu fekk dund naa ko ba tàyyi nag
Yékini Junior su ngemboo ngemb lu ñuul Tapha Tine ngemboo ngemb lu weex def signe de victoire ci ñi xam taarixu làmb mbaa ñuy sentir làmb que Tapha Tine dafa war a daan ki nga xamante ne moom mooy Yékini Junior. ayca ñu dem. maa aussi c'est ananga arbitre bi sifflé génn seen diggante Yékini Junior nag indi na tactique de jeu bu extraordinaire ci combat bi bu ngeen ko xoolaatee il est venu faire son combat salaamaaleykum Yékini Junior daal di annoncé combat tooñ adversaire am maanaam cokkaas Tapha Tine pour yëngal ko c'est important kurpañ bi mu si Yékini Junior sànni comme ça mu dal ak mu bañ a dal yëpp c'est important l'essentiel mooy coup bi dem na pour Tapha Tine xam ne Yékini Junior daf ko dóor si ndax day fayam déet ñu dem Yékini Junior commencé def ay déplacement am tooñ na ko bouger Tapha koy topp alors Yékini Junior il cherche oh là là gis nga lii lay def waa di préparer uppercut voilà mbokk yi nag Yékini Junior mi ngi tenté pour déstabiliser ki nga xam ne mooy Tapha Tine maanaam jaxase ko réeral ko yóbbu ko fii woo ko ci xeex waaye la mu soxla mu ngi koy lijjanti moom Yékini Junior sànni na benn crochet droit ci kaw mais boo xalaatee combat bi Yékini Junior doon na 50 000 kurpeñ bu ci amee bu dal benn la te dal ba amul efficacité pourtant sànni na ay coups yu normal nag sànni na gauche droite gauche def na plein de trucs de boxe mais il avait ce jour-là benn Tapha Tine boo xam ne dafa déterminé taxaw concentré wu ci combat bi bàyyi ko mu def li muy def muy xaar pour moment bi jot mu ne ko nagam téye ça c'est important ñu dem alors Yékini Junior toujours à l'œuvre voilà maintenant gars yi fii da ngeen di comprendre ne Tapha Tine mi ngi déglu adversaire am di ko xool xam na ne waa jaa ngi koy woo ci xeex wuutee combat ba ko précédé woon bu leen fàtte nag gars yi Tapha Tine dafa bëri woon combat bu jiitu bii combat moom ak Ama Baldé alors Ama Baldé ñëw def système bii Tapha Tine di ko suivre ko ci mu àgg ko foo xamante ne daaw rek la mun def mbër ak loo mën a bëri loo am xadar loo am doole lu na ngemb am na fa bu ñu fa àggee dara du la wallu loolu dem suuf rek am si loolu nag la Yékini Junior doon tenté fii xool Yékini Junior jàpp na tànku Tapha Tine bàyyi ko di ko dawtal xool Tapha Tine ko contrôler ça c'est important Tapha Tine contrôle bii nii dafa am solo dafay empêcher Yékini Junior mu def lépp lu mu bëgg a def ngoobu na ko li la ñuy wax ngoobu mbokk téléspectateurs yi ñu dem ba tey léegi nag xool ma Tapha Tine blocage armalogue bi mu def kii nga xamante ne mooy Yékini Junior Yékini Junior bu mu jàppee tànk Tapha Tine doon yóotu jàpp gaño bi Tapha Tine sentir na jàpp na gaño gi Tapha Tine daf ko armalogue ci kaw bu ñu la armaloguee nag sa loxo bi day tàlli te bu tàllee yaakaar naa loxo bi fii bu naree ñëw fii c'est dangereux donc fii dafay am douleur boo xamante ne adversaire bi da koy sentir maanaam bu ñu la armalogué day mel ni kuy bëgg a damm sa loxo tu es obligé nga génn foofu soo fa génnul sa loxo day damm loolu la Tapha Tine def adversaire fi ko moom bu carrément armalogue ko complètement ça c'est une prise très grave ça fait mal Yékini Junior da cee génn gis nga mun ko continuer c'est mais est-ce que Yékini Junior war na ñëwaat si il fait son combat Yékini Junior mi ngi def combat attention ça c'est affreux ça c'est des bombes mbokk yi fii nag day fii taxaw nag avant ñuy ñëwaat ci Leewtoo bi Yékini Junior ñam na Tapha Tine ñam na Yékini Junior Tapha Tine yaram bi tàngul woon bi ko Yékini Junior di li muy calculer yëpp gis ngeen fii bu mu xasee génn fu mu nekkoon néeg mu duggoon ne damay gérer sama adversaire jàpp ko daan ko gis na ne coup de poing waajaa ngi dóor coup de poing mi ngi ko déstabiliser accroché na ko tëgg na ko autant de coup de poing foofu ba bi ñu àttee gis nga Yékini Junior il a hésité taxaw un peu am toute récupération pour mën a ñëwaat parce que si tu prends des coups de poing ñu génn là il faut jouer un peu le jeu te gis ngeen Yékini Junior jouer na un peu le jeu revenir na encore Yékini Junior nekkaat ci même tempo bi léegi Tapha Tine gën na wane taxawaay gën na sérieux ci li muy def parce que mbër des fois da ngay nelaw ci biir combat des fois nga yeewu léegi Tapha Tine nag yeewu na ci combat bi ñam na waa ji tëgg na ko ay coup gën nañ ci biir di ñëwaat nañu lu ciy topp mbokk te ñu dem léegi Tapha Tine mi ngi dox ci kawam mi ngi koy encadré Yékini Junior toujours à l'appel da koy toujours il cherche Yékini Junior à déstabiliser gis nga gauche droite gauche ñetti coup de poing Tapha Tine contrôlé ko mu ñëw Tapha koy kal xool ko Tapha Tine góoloo bu ne bëri bu ñëw ne ko kanam góolu interception de Tapha Tine mi ngi koy contrôlé ça c'est important lire combat gis sa adversaire
attention voilà gaañ ba tey rek armologue Tapha Tine bras extérieur ëmb ko Yékini Junior téye ca ngemb la. dafay mujj bàyyi gi rek di en tout cas. Yékini Junior xar ngeen ceinture. tout fait. voilà mbokk yi nag fii gis ngeen ne Yékini Junior am na lu mu jëlee këram pour daan ko def ko Tapha Tine naa la woo ci xeex ba nga wuyu ma sàcc la àgg la foo xamante ne rëcc day wees. te eggoon na ko ah. léegi nag Yékini Junior jël na Tapha Tine ceinture ko carrément li mu gën a mën Yékini Junior mi ci fooram Yékini Junior ku fu mu sa ceinture rek perte nga sa combat ak moom ceinture na ko carrément ba jël Tapha Tine embarqué ko di ko yóbbu xool Tapha Tine mi ngi en déséquilibre tànk bi ci ginnaaw jóg na te nag bëri na gars yi stabilité la sa ñaar tànk day taxaw ñaar tànk yi bëree benn tànk kenn musagul ki taxaw di ko bëree mais ci biir action benn tànk boobu da ciy feeñ naka la ci feeñee Tapha Tine Yékini Junior jël na ko embarqué na ko teg na ko coono gi di ko yóbbu Tapha Tine actuellement fi mu ne nii dafa def li ñu naan bëre maanaam dafa ko bàyyi ak boppam avec Tapha Tine c'est 140 kilos ou 135 kilos ou lu ko ëpp. Yékini Junior embarqué di ko yóbbu mu jox ko boppam bàyyi ko lépp xool Tapha Tine teewul fenn waaye Tapha Tine nag mu ngi joué fii le malin mooy loxo ndeyjooram bii daf ko jël gekk ko fële ci tànk bi nga xamante ne moom la pied gauche u Yékini Junior. Yékini Junior xool am na peine du monde yëpp lépp lu mu xamoon def na ko fii pour yóbbu adversaire bi. ñu dem. Mao Cissé. ñëwaat nañu ceinture bàyyi ko ba léegi Yékini Junior bàyyi fu mu téye Tapha Tine nag léegi nag am na liñ daan nag voilà Yékini Junior ceinture ba mu defoon ba léegi bàyyi ko dina ko sonal nag parce que boo téye charge bu rëy ceinture ko yow rek ceinture dafa métti gars yi. boo ceinture ni di ko manipuler muy bañ nga koy manipuler bañ effort bu extraordinaire bu métti mooy génn ci yow coono Tapha Tine nag léegi bi ma adversaire bi taxawee nag. ba di posé ba bëre bi dal Tapha Tine ne yóotu loxo càmmoñ ba ne ñeex ca loxo ba nag ca ngemb la c'est important un poids lourd dafa war di baaxoo di téye bala moo bëre ñàkk téye bañ a bëre dafay juumloo poids lourd Tapha Tine mu comprendre loolu nag sëq na gañoo ki nga xamante ne mooy Yékini Junior ñu dem Mao Cissé wala déet ñu dem waaw alors léegi nag ñoom ñaar nag ñamante nañ coono baa ngi génn léegi nag Yékini Junior ñëwaat fii encore di def le grand jeu quand même gars yi dañ ko waxtaan Yékini Junior quand même mi ngi bëree ci combat bi c'était vraiment bëggoon na combat bi Yékini Junior ba tey ceinture am ba dañul xëccaan na Tapha Tine mais li ma ci jaaxal te neex ma ci mooy Tapha Tine ba léegi refusé wul combat bi dafay nangu bañul lànkul ne du ma bëree daf koy accompagner Tapha Tine bàyyi na ko boppam daal di jàpp ci ngemb la ca loxo càmmoñ ba bàyyiwul ëmb ko fii ëmb ko à l'intérieur ëmb ko Tapha Tine Yékini Junior nag dugal na ni ñaar caabaxal ci diggante ñaar tànk yi ça c'est important c'est un combat riche quand même combat bu am importance la bu ñu bëri combat bu neex Mao Cissé alors Tapha Tine siisu na yëlbu na yóotu na encore attention gars yi à vous hop dafa ko préparé déplacement bi bon man li ma neex fii HBK mooy waaw préparé gars yi ba dañuy expliquer mboot teeg daf ko nangam bu ñuy wax mboot nag lii vraiment gars yi mooy mboot lii mbootum biir la waaw mbootum biir HBK mboot moom foog action bi am Tapha Tine li dafa important dafa dugal ndigli waaw enchaîné mboot nag boo ko déggee mooy mbër mi da nga koy mboot dafa war a tegu sa gannaaw da nga koo boot nga doog koo botti mboot mooy tag bi nga ko teg sa ginnaaw botti ba mooy dóor bi nga koy dóor ci suuf donc léegi actuellement nii Tapha Tine ginnaaw bi adversaire bi jàpp ko embarqué ko yóbbu ko mu dellu si ñëwaat jàkkaarloog moom dafa def le jeu de rein moom la dugal léegi donc Tapha Tine actuellement mi ngi ci en position mboot botti le ralenti vous le direz boum mbotti c'est beau xool coup de rein bi botti ngéwal waay
Alaaji Papa Dieng est-ce que lamb naataango bi ñu ciy wax yenn saa yi du feeñ ci biir lamb parce que bu ma xoolee combat Yékini Junior ak Tapha Tine bu ma xoolee différence de taille bi différence de poids est-ce que naataango warul am. naataango war na ci am parce que nee naa la ñaari mbër bu ñu amee différence de 15 kilos rek waruñu mën a bëri. ndax boo gisee Tapha nii mu bëree dafa bàyyi xel ci bëree ba mu bëree ak Ama Baldé. keroog dafa joxe boppam tey dafa xaar. ndax bi mu seetaanee combat bi bu combat bi jeex na xam ne lu ko Ama Baldé def moo ko lu ko Ama Baldé daane moo ko def. waaw Ama daf ko cokkaas mu génn jikko mu bëtt ko. waaw bi yoon nag bëre bi génnewu ci jikko. daf li xale bi def yëpp Yékini Junior dafa xam ni daf ko bëgg déstabiliser rek pour jëm ko song ci suuf moo tax mu sàmm ay tànkam. taxawaay boo xam ni bu ñëwee du ko mën a jël du ko bett gis nga saa yu ko songee mu yóbbu loxo bi ci ginnaaw. te bu xeex ak moom dina ko sonnal. waaw donc Yékini Junior bi muy laata daanu dafa sonn. te bëri na. dafa lépp la def. lépp la def. te loolu li ko indi mooy différence de poids bi. waaw bu fekkoon yem nañu taille yem poids xëy na du bëri rek moom noonu. mais dafa bëggoon def li Ama Baldé def te li ñu naan un homme averti en vaut deux. en vaut deux. waaw mais Bécaye aussi il faut savoir que ne ñoom ñaar bii dafa nekkoon seen deuxième combat bëri na ñu jiitu lu jiitu fukki at ci ginnaaw. waaw mooy boobu jamono ñoo tolloo waaye ci diggante bi nag Tapha Tine daf ci progressé. daf ci yokku liggéey ci yokku ci ba dépassé ko. ci jëmm ak ci taay ak gabarit doole yëpp. waaw ça c'est important. waaw mais Tapha loolu damay ñëw ci Yékini Junior tuuti quoi. parce que Yékini Junior bi ñuy def classe bi. c'était le favori. si bu jamono oui. bu jamono bu ñuy def 2006. ñaari classe la dugg ñaari classe mais bi ñuy def classe bu njëkk bi Yékini Junior moo doon favori. ah oui ñëpp la te daanu ci kenn. waaw mais diggante bi xale yi dañ ci màgg Tapha def ci màgg. waaw rawee ko ci poids raw ko ci taille et puis tamit ak compétition. Baye Ndiaye ndax Yékini Junior li mu bëree bariwul dafay toog lu yàgg du bëre. xam nga loolu Bécaye. waaw exactement waaw day toog lu yàgg. dafa toog lu yàgg. ah oui day am te boobu Tapha ngi bëre. te après la fi Tapha ko gën a min géew bi. waaw Tapha xam ne géew bi. boo gisee Tapha ni mu bëre ak moom daf ko observé sans déclencher. waaw ko bàyyi mu. kon des fois defet day baax si mbër sonn pour mu xam boppam. voilà pour mu xam boppam. te loolu lu ko ni mooy defet bi. defetu Ama Baldé bi. moo indi problème Yékini Junior. moo déedéet moo indi. bàyyi jëlaaleel micro boobu nga taxaw nii bi Tapha Tine indi. taxawal ci sa wetu copain. mbokk yi kon l'Oeil du Tigre gis ngeen nii lañ koy bëgg di defee. di waxtaane làmb kese. waaw làmb kese di xool lan moo ko war a defar nan la ñuy def ba écurie yu def dimanche mardi prochain làmb ay combat rek la ñuy wone làmb la ñuy wone spécialiste yi toog ñu waxtaane làmb ndaxte dafa am combat yu nekk ci sunu kanam benn bi Baye Ndiaye moo ko tëgg le 13 la mu di Boy Niang Lac de Guiers numéro 2 Fallou Ndiaye wax naa leen ko ak yeneen xale yi normalement samedi Sam je crois que moom mooy tëgg bu ma juumul samedi waaw après matchu Lions yi bu Lions yi gagné amiin ba pare ñu dem stade seetaani làmb semaine bi ci topp mu kii Boy Niang Lac de Guiers Fallou Ndiaye le 27 lay tëgg te tournoi bi combat yi Fallou Ndiaye di tëgg bokk na ci combat yi gën a neex ci làmb ji te dinañu ci dégg yooyu yëpp dañ ko bëgg a waxtaanee mardi ñu waxtaanee làmb pur waaye Baye balaa ñoo tàggoo ndaxte ñu ngi may korpeñ ci suuf ay korpeñ yu metti waxtu wi dab nañu mais diggante Boy Niang ak Lac de Guiers foo ci toll ndax gis nañu signature bi keroog ñoom ñaar ñëpp boo dee wax ci wàllu organisation beeg looy wax amateur yi. waaw Bécaye maa ngi lay nuyu bu baax a baax di nuyu El Hadj Papa Dieng suma papa la ak suma grand Moustapha Guèye ak Tapha Tine bi ma taxawal. di nuyu suma patron suma kilifa muy Abdou Aziz Ndiaye di nuyu ne ci plateau bi yëpp di nuyu Bada Jonn ak ñi mu àndal ñëpp ak ñoom Fallou ñoom Ndewaan ak waa écurie Bawol yëpp tey ñii ñëpp sumay xarit la ñu. ñii maa ngi ñoom ñoo nekk noonu Sandaga te ñoo bokk dëkk Bawol. tey man suma yaay Bawol la dëkk kon mun naa ne ci écurie bi laa bokk ci Bawol mbooloo bi ñuy def nii ci laa bokk. ma leen ci ñaanal yàlla leen ci yàlla def mu am réussite totale. di dénkaat mbëri rek nañu gëmante te topp ci ginnaaw Bada Jonn bañ a warante. lu mel ni lu muy am bariwul kon bu amee tey nañ jiital Tapha Tine Bada nekk seen kilifa ñu jiital seen entraîneurs yi ñu bañ a warante bañ a déglu kenn. parce que ànd dafa metti ku la jiital rek ak ku jiitu rek di nga dégg lu nekk. lu ne dañ lay nax dañ lay def nangam. mais nañu gëm ci li ñu nekk topp seen ginnaaw kilifa yàlla defal leen sutura. maa ngi leen koy ñaanal bu baax a baax.
Bécaye lamb le 13 bi moom daanaka ay répétition la ñuy def rek. parce que wax nañ li ñu war a wax yëpp def nañ lu bari xanaa di ñaan yàlla yóbbu ci le 13 rek incha allah ñu dem seetaan ko ci jàmm ak salaam. baaxoo ngeen di def ay innovation ci lamb. waaw bëgg nañ def ay innovation yi mag a mag yu am solo. parce que mais lamb ji arène nationale. arène nationale lay amee incha allah. pay-per-view lay daar. waaw du nekk en direct. du nekk en direct parce que lamb ji dafa xaw a métti temps yi. sponsor amul dara amul pay-per-view moo fi sës. ñu ànd ci ak sunu frère Ibrahima ak Issa. di ci liggéey ba am solo. di jox nit ñi rendez-vous nañu gaaw a dem jënd seen code bu ñu ko bëggee seetaan Dakar mën nañ jaar sur TNT. bu ñu demee jënd TNT bi 2500 la. nga seetaan ko comme ni nga ko bëggee seetaanee su fekkee yaa ngi nekk à l'étranger nga dem jënd sa code sur senaffiche.com di nga ko seetaan en direct incha allah. en direct comme que ci banlieue bi la Pikine la Guédiawaye te ñoo seq stade bi yaakaar naa ne. li nu gënal mooy stade bi fees dell. incha allah am nañ ci yaakaar parce que billets yi cherul ñu ngi ko def 3000 ñu ngi ko def découverte. couverte ñu ngi ko def 5000 annexe loge 10 000 loge officielle ñu def ko 25000. bëgg amateur yi ñëw en masse pour seetaan si ci diggante Boy Niang 2 ak Lac de Guiers incha allah. ak Lac de Guiers Baye ñu ngi lay gërëm bu baax jërëjëf. Moussa Fall lu wax ci Lac de Guiers ak Boy Niang. man bala ma doon saw def ci Lac de Guiers ak Boy Niang mu ñaari mbër yi taxoon fii jàkkaarloo. waaw incha allah dinañ ko ñaan CNG bi suba bu ma fa xëyee dinaa fa dem waxtaan ci ak waa CNG bi ñoom Ñambe. ak sunu tonton Alioune Sarr. ñu jéem ñu ko may mardi ñaari mbër yi ñëw jàkkaarloo ak yéen. ngeen gën ci waxtaan parce que yéen moom lu waay def ci lamb rek war na leen ci boole. Bécaye Boy Niang numéro 2 tànk ndeyjooram lay jiital. bi ma lamb ji di guddee. waaw lamb ji nag mënul ñàkk xaw a guddee parce que dafa am ay spectacle yu ñu fa bëgg a def. bëgg nañ mu xaw a guddee tuuti rek ndax mu mën a am ambiance tuuti quoi. na mu xaw a féex sax. mu féex te keroog dégg naa la alaaj Papa nga ni stade bi daa féex arène bi daa féex. stade bi kay dafa xamul lan la wut. nit Moustapha nga ni Boy Niang ci stade ma nga fa. combat bi dafa doy waar. ñaari mbër yu bokk style. ku nekk xam na ne Boy Niang bëri bu tey te propre lay bëri. ku nekk aussi xam na ne Lac de Guiers numéro 2 bëri bu tey te propre lay bëri. ñoom ñaar nag dañoo fas xaw a niroo xeetu bëri. bokk xeetu jikko bokk façon bañ defet. kii di jiital tànku ndajoor yebal ndako ndajooram kii di jiital tànku càmmoñ yebal tànk loxo càmmoñam mu am nag distance bu xaw a sori entre seen loxo yi ci ginnaaw maanaam Lac de Guiers numéro 2 son crochet droit am na importance trop ci combat bi. Boy Niang numéro 2 son crochet gauche am na importance trop ci combat bi. dina yàgg wala du yàgg parce que dañ koy tënk rek. damaa séntu nag mu xaw a yàgg parce que ñoom ñaar li ñu won ci làmb. amul kenn ku ci yàkkamti sa combat. combat bu war a jël temps laa séntu nag. bu amul clip tàcc. dinañ ci ñëwaat normalement mardi bu dee ni CNG may noonu ko man bu ma sañoon sax dañuy indil Modou Lo Eumeu Sène Boy Niang Lac de Guiers. ñu tegal ñu ñëwandoo fii ñu def émission bu toj bu dee mën naa ne Tafa Diop yaa ngi may dégg. Baye maa ngi lay gërëm bu baax. jërëjëf Bécaye maa ngi lay gërëm bu baax a baax di dellu di nuyuwaat Aziz bu baax a baax. waaw di ko wax jërëjëf kontaan naa ci moom bu baax di nuyu sumay staff mi àndal ku ci mel ni Assane Seck dëkk Touba di sa mbokk ak Ndiogu Mbaye Nguudu Amina ak Sora suma rak ak Fallou Ngabou Baram Bergamo ak Ibou Sow Ardo le grand transitaire maa ngi koy nuyu bu baax a baax. jërëjëf joxal ma Bada. petit combat benn combat bu manqué ak yooyu. xanaa ñu jéem loo xool yàgg Zallo rek ba xam di nga ci mën a bëri quoi. sama taalibe la de. combat la fëgala dimanche lay bëre yaakaar naa. fëgala double moteur. drapeau ay ajaratu ay dëmbooj kooku sama drapeau la kooku sama jigéen la ma leen di gaawaan couture moo def nii seen xarit gaawaan couture ñu ngi Colobane yaakaar naa ni sunu réalisateur defal na leen écritel waaju mën a ñëw la waaju baax la waaju yaru la gaawaan couture ñu koy ñaanal baax Tafa Bawol avenir u Bawol lan la et puis gis nga leen wax ci say combat bu dee bëri rek mën nga ko. ba mu doy akiru avenir u Tapha Tine avenir u Bawol. waaw di santaat waa Bawol rek ci taxaw bi ñu taxaw daal. maanaam bennoo bi. waaw lii moom bu continuer moom lu ñu bëgg si lam dañu koy am. waaw parce que talent baa ngi fa bërikat yaa ngi fa. tey poids boo bëgg ci lambu Sénégal mën nga ko gën a Bawol. kon mën nañu gën a ay roi de Sarène maa ngi leen koy ñaanal. sama rakk yi nag maa ngi leen di ñaanal man Tapha Tine ku ma daan. yàlla nañu ma la daanal. maa ngi leen di ñaanal lool. waaw loolu am na solo waaw loolu sumay rak lañu sumay xarit lañu wax dëgg yàlla. dëgg la vraiment ay boy yu joxe cër la ñu ma yegg lañu. kon maa ngi leen di ñaanal ñu doon ay champion yu mag a mag. Bada Dione. waaw man day. da ngeen ma baal ñëpp mënunoo wax
émission te xam naa ne kàddu gi jël ngeen lépp jox ko Bada. man daal Mbaye Diouf waroon naan waxtaan ci moom gis nga ndaxte Mbaye Diouf ndaanaan la seetaan naa ay combat am. très grand technicien moom ak Eumeu Sène surtout seen ñaari combat yoo xamante ni Iba Mar Diop. grand technicien. technicien combat am ak Baye Mandione maa ngi koy fàttali contact Bécaye dama ko woon def ak moom li ma woon bëre ak moom say style la woon. moom Mbaye Diouf li ma woon contact ak moom daaw ma contact ak benn mbër ci équipe waaw tuuti yëpp. waaw ndax dafa am style bi am technique waaw ndeysaan waxtaan nañu benn waxtaan ndeysaan keroog déglu naa bu baax li mu wax mu fonk leen mu fonk Fass mu wax ma wax yu rafet a rafet waaw xanaa di leen ñaanal noonu la am muy Sallou ak Mbaye Diouf waaw ak Fallou Ngom Ndewaan Bada Dione ñoom Diak Sarr Baye Ili xam nga ñoom ñoo ne ci ginnaaw xale yi donc bu xale yi amee combat ñoom ñooy taxaw ñoom la ñuy gis kon ñu jërë jaajëfal lañu daal dañuy bàyyi seen liggéey 5 heures yu ñëw pointé wu di ñu jàppale su man sama combat bi ñoom ñii ñëpp nga gis ñoo bàyyi li ñu jàppoon ñoo taxaw liñ ma conseillé moom laa bëri ndeysaan doxal bul yàkkamti bul xeex comme ni nga doon xeexee loolu laa samb macha allah Bada joxal ma Mbaye Diouf macha allah Mbaye Diouf parce que il faut mu am ci ñaari kàddu yu mu ci wax ndaxte Mbaye ndaanaan la ci wàllu bëri te seetaan nañ loolu bari boo gisee lii am ni ak bawol geek booloo gi loo ciy wax ak li la may ba tey bu ñu waxee làmb tudd sa tur. waaw di nuyu ñi fi toog ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant sama papa di sant sama yaay. di nuyu Moustapha Gueye nuyu Bécaye El Hadji Papa Dieng ak sama rak bi Tafatine di nuyu mbër yi fi toog yëpp. ku ci nekk sa tur ak sa sant. Moustapha Gueye dafa wax boo xamante ni sànq loolu mbër yi ñoo ko moom. parce que man mii seen maay magu Tafatine. Tafatine mooy seen mag ñoom. mais mbër maanaam bu fekkee da nga koo nekk. di déglu ñi la ci jiitu. dafa am solo. parce que man bi ma nekkee Fass Sall wax na ko léegi man dama ko doon déglu mu naan ma defal nii grand bi tamit li mu wax dëgg la dama doon bëreeg moom lu bëree bëri. ànd bii ñuy ànd nag ànd boo xam ne la lu rafet la. man rafetu naa ko trop. parce que comme li Bada Dione wax ne ñoo bokk suñu kër yi soreewul d'accord kenn ci këram ak morom ma soreewul mën naa réeri kër Tafa suba ma réeri kër Boy Bawol extra yaa ngi dégg mais dafa am loo xamante nii tey jii booy mbër yi dañoo war di xëj ñi nga xamante nii comme sama genre yi wala Zallo wala keneen. ñu di leen yokk xam-xamu bëre. parce que tey mbër ñoom ñii dina daanu man ma xam ne lii lee ko daan. mais nag. ku la nuñ koy waxati sax ku la ñime. waaw nga ñime ko. ku la ragal tamit. nga ragal ko. nga moytu ko. waaw man nag ñoom ñii ñëpp seen mag laa ñoom xam nañ ko. ku ciy bëre ñoom ñëpp a ngi nii waxuma suñu écrit de. ñi fi toog ñëpp ku ciy bëre fu ma la gis dinaa wax la ma xam. waaw moo xam da nga koy jëfe moo xam doo ko jëfe. dëgg la mais nag li ëpp yomb ma laa wax te doo ko gis. dëgg la. xam nga man méttuma woon 100 kilos. dëgg la bi may bëree su lay doobin bi ma leen di daan méttuma 100 kilos. moom mu ngi nekkoon 118 kilos. Baye Mandione bi ma koy daan mu ngi nekkoon 127 kilos. man ma nekk 95 kilos. mais gëm-gëmu bëre bi ma yoroon. ci laa gëm woon ne dama koy daan. ñoom ñëpp gëm-gëmu bëre boobu moo nekkoon ci man parce que dama ko doon jàng. su lay topp. su lay waaw. Iba Mar. waaw. c'est vrai. te ku ci nekk bëreewu ma ak moom 3 minutes. waaw Eumeu Sène bien sûr Eumeu Sène ñoom ñaari yoon. waaw mais nag dama doon jàng bëre. dama doon jàng di nangu di jàng. di tarbiyawu bu may entraînement Kër Sall laay jaar ñu dem entraînement booy nii ngay def. suñu demee entraînement tamit may bëre ak ñoom ak Moustapha Gueye. ñu may woon ay clé may jël di récupérer di denc. Mbaye ñu ngi lay gërëm bu baax. ok Bécaye jërëjëf kontaan naa trop ci yar bi teggin. sutura xam nañ la gis nañu. jërëjëf toujours correct. loolu yëpp ñu ngi koy gis. joxal ma Bada mooy kaddu bu mujj parce que Bada yaakaar naa ni tey xanaa bawal gépp kontaan. waaw bawal kontaan nañu ñu leen di jox rendez-vous rek ajuma bii di ñëw bu dellu see stade Iba Mar ñu collecter affaire yi. continuer nag nga xam ne amatul teggi tànk supporters yi it comme promoteurs yi ku mel ni Assane Fallou Kanji Dieye Abdoulaye Ndiaye xam nga presse yi. waaw. ak kan waaw. ak ñoom Baye Ndiaye. ak ensemble de bureau. non bureau promoteur rek. bureau association promoteur. xam nga ñoom waruñu nu gën a gore te danoo dem ba bëgg a am problème nag ki la bëgg a dimbali nag bu demee ba bëggee am problème
il faut nga organiser wu ñun lii dañu ko jëloon pour organiser fan si club yi rek pour ñu bañ a tee nekk ñaari mbër yu bokk baay ku ne am fan si club ñu dajale leen président fan si club yi ubbi benn fan si club ci seen biir nga xam ne dañuy regrouper ñëpp mbër bu ci bëre ñu dikk feesal stade bi del te dimanche nag vendredi le 12 ci la loolu lépp di leer di ci la fête gi ñu ngi éviter CNG di éviter promoteurs yi di éviter it Lady Tigre parce que yéen sunu contrat jeexagul. booba moom dara mënatul gis nga lii ñuy def nii. waaw promoteur écurie yëpp ci la ñu. damay calculer pour mardi ñu jël ay mbër mais sinon écurie Fallaye Balde laay invité. Bécaye ñun la ñooy ñëw écurie Fallaye Balde ñoom Jules préparé leen pour baaxu waajal leen seen bopp écurie Pikine ñu waxtaan parce que Pikine tamit. grenier la. ça c'est clair. grenier lamb. Pikine la. Bécaye boolu bari Bécaye yu nekk Sénégal ñu nga tàmbalee seen i mbër ca Pikine. moo tax ñu bëgg a waxtaane écurie Fallaye Balde. Bécaye nag faw ñu gërëm de. faw ñu gërëm ak li ñuy préparé parce que dañoo am ay maire Fallou muy maire Réfane toog ba dem. te bu doon ñaari kaddu sax wax dinañu gërëm sunu maire Réfane Mbaye Thion Djibril Thiaw Mor Ngom bàyyil affaire mbëri yi ngay def ak maire Touba Toul ak Daouda Tine ñoo ñëpp ñoo nekk suñu gannaaw di il faut ñu wax nag parce que ñoom it mënuñoo def lii ak Bamba Fall mi nga xamante ne nii maanaam dafa bokk ci yëf yi ak Assis Ndiaye mi nga xamante ne nii moom it wax dëgg dafa jàpp ci lii parce que moom wax dëgg yàlla sama defet rek lay bañ moo tax lépp lu ma dugg mu dugg ci biir loolu tax il faut ak ay Pape Fall bu réew maawo ñooñu ñëpp ay Pape met Pape Sène ay nit la ñu ñoo xamante ne dañu jàppale nag. jërëjëf Bada joxal ma Fallou. ayca Fallou xam nga mënoo toog nii ba dem te amul ñaari kàddu yoo ci wëg il faut nga wax ci ndaxte lii yaakaar naa ni rafet na. waaw salaamaaleykum maa ngi am mbégte. di fekkee jataay bi. surtout nag li ñuy def Bawol lañ ko defal comme ni ngeen ko waxee ñu ci bëri fii bi ñuy ñëwuñu woon pour nekk mbër dañuy ñëwoon pour liggéey parce que ñun Bawol. dignité liggéey daan doole rek la ñu xam. waaye nag lu xew kenn duñ ci jiitu. déedéet moo tax ñii nga xam ne dañu ne woon nekk ay chauffeur ñii nekk ay menuisier métallique ñii nekk leneen far dugg ci sport bi ñu ni tamit yàlla natooñu sport. parce que ku mel ni man musuma def dara lu dul sport. loolu ma yàlla natoo musuma liggéey lenn. sport rek. sport rek. ba tey jii ma yor sama ànd. yaa ngi tëgg foofu ngay tëgg région maa ngi tëgg Toubatoul Toubatoul korité bi rek laa tëggaat. saa wu korité bi passé. saa bu tabaski tëggee itam dañuy tëggaat combat yu am solo waaye nag lii ñu def. Maawa nee na saa wu làmb ji neexee yëpp nga jooy. dafa am solo waaw Maawa sama waay la sama xarit la mais lii ngeen def dafa am solo parce que lii tey développement sport. moom la ñu mettre moom la ñuy wax fi ñu toll parce que. tey gis nañu ne làmb ji amatul ay sponsor amatul ay appui amatuñu ñu leen subventionné. moo tax nun ñu ne waa Bawol nun du ñuy organiser wu. pour que ñu apporter sunu contribution jàppale promoteurs yi. parce que promoteurs yi sonn nañ ci làmb ji. te mbër moo tëgg. bu mënul jënd billet rek day am problème moo tax ñu bëgg a organiser di leen jëndal billet di leen dimbali defaru bu baax a baax mbëri yëpp nag fu ñu mën di nekk ci beneen écurie bu ñu mën di nekk itam ñu xam ne Bawol la ñu dëkk ci lii la ñu bokk di def benn appel ci soirée bi ñuy def te li tax mu jóg itam le 12 na ñëpp ñëw di ci woo Fall maa ngi lay gërëm bu baax. non kii rek la ñëpp la ñuy woo. surtout nag sunu maire yi. waaw maire yi 7 communes yi nga xam ne ñoo ngi nekk ci Bawol. waaw ñoo ngi leen di woo am na solo lool. jërëjëf ma maire yëpp ñëw yaakaar naa ne El Hadj Papa Dieng xol bi sedd na El Hadj Moustapha. macha allah Hadj Mansour da daan wax Hadj Moustapha Ndiaye avant muy dem Màkka. mu naan ko Hadj Moustapha. waaw moo tax yow il faut ñu leex Hadj Moustapha. waaw man dafa mel ni sax nag foog mu ñëw dugg seen groupe googu. waaw il faut ma dem defi ko daal wax dëgg yàlla mi ngi noonu waaw loolu mënut a ñàkk ne waaw analyse yi rafet na. vraiment kontaan nañu. El Hadj Papa Dieng kontaan nañu analyse yi rafet na Tafa kàddu bu mujj bi. waaw di sant Ablaye Tine Couture moom moo la defal nii waaw Colobane Toubatoul di gërëm champion Bawol yëpp encadrement bi staff bi sama famille sama papa sama yaay waa Refane Bawol yëpp maa ngi sant ñëpp di gërëm waa Buxu aussi
ak Cheikh Diop Touba nga xam ne ñoom laa àndal di sant ñëpp di gërëm ñëpp di sant suma soxna suma doom. jërëjëf Moustapha jërëjëf mbokku téléspectateurs yi nii lañu ko bëgg di defee chaque mardi ñu ñëw Coupe d'Afrique bi nag moo tax ñuy guddee Coupe d'Afrique bi jeexee dañuy teel a commencé di leen defal émission yu neex seen xol bi di gën a sedd ñu gën a yaatal làmb ñu gën a ubbi làmb mbokk yi nañuy toog di xalaat nan la ñuy def pour làmb gën a yokk jamonoy Moustapha Gueye passé na dañ koy romb dama ne ñoom tey jeune def nañu li ñu war a def ñoom fekk nañ fu làmb nekk xaalis bu ndaw ñu yëkkati ko léegi ñeneen ñëw nañu ñii ñëw tamit dafa am leneen loo xam dañ koy def et puis yorin bi it di doon yorin bu bees ñu xool esprit yi ubbeeku ñu defar lii ñuy def yi yëpp pour defar la il faut ñu évoluer bu ñu jéemul évoluer dañuy toog fii rek 3 appuis 4 appuis lamb bu nu bëree dagg nañu kii def nañu ni non nanu organiser écurie yu organiser parce que bu écurie yu organiser da ngeen di am doole mais bu ngeen organiser wu tasaaroo mais écurie yu normalement président écurie yëpp war nañ di daje di waxtaan naka la ñuy def pour écurie yokk naka la ñuy def pour lamb yokk yooyu day dolli nanu dolli pour lamb ji gën a yokk parce que xale yi ci yaakaar danoo bari boo duggee ci banlieue bi mais xale yëpp a ngi entraîné amuñu métier amuñu fu nu liggéeyee lan yaakaar lamb comme loolu ñu yaakaar nag dañ ko war a defar parce que dafay defar chômage ñu bari ñu ngi bëree bu du woon bëree dañuy chômer ñu bëri xale yaa ngi fi bu ñu bëriwul woon dañuy chômer te kon nañ ko gën a defar Moustapha waaw Bécaye occasion rek pour ma bëggoon a féliciter remercier l'association des lutteurs en activité yi nga xamante ne jamono yi ñu ne nii dañu ànd ak seen ay papa seen ay maag seen ay jarbaat lëkkoo pour defal doxal bokk ci liy doxal làmb looloo war a ñu def déplacement en masse tous ces grands champions là dem assister gi drapeau chef de l'État sans invitation invité wuñ leen donc le CNG a invité composante yëpp ci nekk ci làmb ba mu des ñi moom làmb waaye ñoo tam ñoom fulla ne sama yëf ku ma ci invité ma dem ku ma ci invité ma dem doom fekkee def fa loo xamante ne amul fenn nag donc dañu leen di féliciter encourager nga xam ne defarul làmb ëllëg mënul jóge ci ku dul mbër bii bëri rek wallaahi azim moomu defar làmb jërëjëf Moustapha yaakaar naa li ci des bu soobee yàlla bu mardee ñu yeggale ko Bourguéwal dañ leen di tàggu mais ñu bàyyi leen ak réalisateur bi mu def top 10 ngeen seetaan jëllu yu rafet yi géwél yi dellu ca la nu nekkoon kon mbokk yi ba mardi ak jàmm ak salaam mooy njool waaye tegal na ko seet daan ko jël mbër la làmba ngi làmb suñu cosaan làmb baaxi ko xale yaa ngi noonu di wane seen bopp caat armée bu nu bëree bu neex ndax bëri bàyyi rëy caat dugal na tànk ba caxabal na ko daan na ko gën koo doon bër làmba ngi bilaay bis bu nekk ki war a daan Cheikh Tidiane ak capitaine ñoom ñaar dóor na ko daan mbër da lay won boppam moo waral ñoom ñaar ñi ngi ci Gackou 2 Petit Niang yëkkati nanu Petit Niang bañ na dugal na tànk ba bot na ko mbotum biir mbokk yi làmba ngi nii xale yi bu ndee bëri dañuy xeex
Mama Lamine Bour Sine Mama Lamine xam ngeen ne ndaanaan la Bour Sine bañ na Mama Lamine ñu ngay xeex nanu jàppante nanu tàggoli ko noonu ñu ngay xeex jàppaat na tànk ba daan na ko Mama Lamine daan na Bour Sine ay Mama Lamine daan nga Bour. lamb suñu cosaan lamb baaxi góor bu xale yi dee bëri dee leen xool ci jàppante ba Bébé Diène Tyson Junior Tyson gin gi néew Bébé Diène ni mu bëgg nii oh ay des daanaa yu bëri Moustapha Gueye ñu nan la Ordinateur ak Ibrahima Biram Sène ndeysaan Ordinateur ay la Ordinateur daan na ko Wuli de ambulance waa xale yi bu dee bëri day neex xat jëppin na ko daan na ko daan na ko jël bu rëy Wuli daan na ko jël bu rëy mbër dikkal lamb suñu cosaan mbokk yi lamb jaa ngi noonu Reug Reug Gris 2 Reug Reug waay Reug Reug waay daan na jël bu rëy la daan Gris 2 jël bu rëy bëri pire lu traditionnel moom la ko daan na ko ci biir bëri waaw